Sénégal mbooleem diaspora ñu ngi leen di nuyu dellu si génn ci ànd xeex coronavirus te nag muy numéro bu spécial parce que dafa yemoo ak réew mi ñàkk jëmma ju rëy jëmma ju amoon solo ci anam yi nga xam ni noonu la ñuy sàkkoo ay kennu ci réewum Sénégal muy kilifa googile di Cheikh Mouhidine Samba Diallo bu Sagne Bambara làqu ci guddik démb gi muy aw tiis woo xam ni daanaka mboolem umma bu Sénégal ak si àdduna bi ñoo ko bokk rawatina sax daara ju mag ji nga xam ne mooy université Cheikh Anta Diop bu Ndakaaru ndax miinoon nañu ay conférence am niki na mu ko daan defee fu nekk ci àdduna bi du ñu def lu dul ci pàttali dellusiwaat ci lenn ci kàddu yi nga xamante ni mooy yu mujj yi mu yëkki ci mbooloo nëga ni daaw. bu dee dee sax jëlal sama bakkan na nit ñi am jàmm rek. Sagne Bambara wéet na góor ga dëddu na Cheikh Mouhidine Samba Diallo génn na àdduna niki démb ci guddik talaata jàpp àllarba mu doon xalifa Sagne Bambara lu ko dalee atum 1999 wutu fa Cheikh Ahmad Diallo Cheikh Mouhidine Samba Diallo di kilifa diine gu ñu ràññee woon fii ci réewum Sénégal ci ay kàddu yoo xam ne doon na ko yëkkati njàngale moo xam ne yaatu woon na lool ci bépp domaine moo xam mu jëm ci wàllum science ak ni nga xam ne noonu ne àdduna bi tëddee lépp loo xam ne moo lal dëkk yi ak ni nga xam ne noonu ñu xëttaloowee ak xam-xam yi jëm ci wàllum jaww ji ak lépp loo xam te ni bi moo jëm ci wàllum diini Cheikh Mouhidine Samba Diallo ràññee woon ko lool ci diwaanu Kaolack nekk kilifa diine goo xamante ni bi tax woon na lool ak askan wi waaye wanoon ginnaaw lépp loo xam ne moo di pointu àdduna nekkoon koo xam ne bëgg woon jaxasoog benn yoon nitu politique yi ak li nga xam ne moo di seen i koppar yu jóge ci ñoom ba ci koppar yu jóge ci banque sax daaw ko jëfandikoo te moonte de koo xam ne loolu jege woon na Sagne Bambara googee la ay dëkkandoom Kabatoki ak Sibassor man koo seede lu tolloog téeméer ak fukki million ak benn la defoon ci ay koppar ngir tabax hôpital bu mag foofu ci diwaanu Sagne Bambara boobe la l'hôpital sax amoon ay xar baax yoo xam ne moo ci amoon ak njàppale goo xam ne amaloon na ko ci askan wi di service social boo xam ne doon na ko amal ndaxte ci boobu la l'hôpital bi nga xam ne Cheikh Mouhidine Samba Diallo ci boppam moo ko tabax ci koppar yi boppam moo doon fay moom ci boppam personnel bi fa doon liggéeyee ci jamonoy koor nag lépp loo xam ne moo jëm ci wàllum paju foofu sa diwaanu l'hôpital ba daanaka njëg la dañ ko doon wàññi ba mu xaaju lool ñi nga xam ne ñoo di jigéen ñu wérul ñi nag lépp lu jëmoon seen faju daanaka daawuñu ci woon fay dara lépp sëriñ bi moo ko doon gàddu nekkoon koo xam ne doon def service social bu baax a baax ci boobu lay gox Cheikh Mouhidine Samba Diallo askanu Sagne Bambara di ko jooy këru diini yépp di ko jooy ndaxte koo xam ne woon na yaatu woon na lool ay waxtaan yu feccante ko ci bépp këru diini moo xam Touba Tivaouane Ndiassane Layène ñépp àndoona di ko jooy umma islamique yi di ko jaale réewum Sénégal waa Kaolack Kabatoki Sibassor ak Sagne Bambara gi nga xamante ni bii foofee la génne àdduna ñu koy rob ci sëgu Medinatu Abdou Khadir Jeylaani bi nga xam ni moom la ñu gën a miin ci sixaay ginnaaw bu mu wuyoo boroomam Cheikh Mouhidine Samba Diallo kàddoom kenn dootu ko fàtte. bëgg naa kenn ku nekk ci taalibe même boo ko mënta jàng na nga ko wut muy sama kóllëre ak yow bu ma nekkatul àddina tamit li may wax xam naa ko mooy àddina gi dara neexatuma ci. professeur alors waxatuma dara ci àdduna bi. képp koo xam ni bëgg nga fasante coloré ak man di jëlal livre bi di ko lire mu nekk sama coloré ak yow. ndeysaan wax nga dëgg góor goo xamee ku tedd la woon ku baax la woon ci réew mi. wax dëgg yàlla moo wàcc àdduna ni nga ko waxee ak ni ko reportage Cheikh Sall bi waxee koo xam ne la wax dëgg yàlla ci wàllu lislaam ci wàllu tàggat ci wàllu gunge askan yu def wàcce woon nag moom ba mu mat sëkk. koo xam ne la man bu may wax ci moom sama xol day jooy ba ma ko yéegeeg léegi ndaxte xam nga li ñu seqoon ak moom. waaye gannaaw li ñu seqoon ak moom koo xam ne la woon maanaam newul rek dafa dëdd woon àdduna c'est vrai que mbiru àdduna sopp ko woon comme ni mu ko waxee waaye ci wàllu xam-xam muy mathématique muy astronomie muy science physique muy chimie muy biologie amul benn xeetu xam-xam boo xam ne umpale woon na ko. kon nag géeju xam-xam moom moo xam ne moo nax saay fu mu nekk nii. moo tax xol yëpp ànd di ko jooy wax dëgg yàlla xalifa. bokkoon na ci mën nañu wax sax chercheurs yi gën a màgg. ci réew mi ndax université ku fa amoon kàddu la. bu daan àddu ñëpp daan teewlu. ñëpp a doon teewlu ba pare mu ànd ak borom xam-xam yi gën a mag ci àdduna bi ndaxte toog nañ mu ñuy nettali jaar-jaar yi nga xam ne ànd na ko moom ak Cheikh Anta Diop fu nekk ci àdduna bi dañuy nettali jaar-jaar yi nga xam ne ci théorie Albert Einstein yi moom liggéey na ci liggéey boo xam ne mu ci ayib la lépp mu tënk ko ci téere bi nga xam ne moom lañ seen ci reportage mu di ko joxe. kon nag borom xam-xam la woon ku am cofeel ci askan la woon te yaa ngi koy fàttale ko am na déclaration bu mu def boo xam ne ñëpp la jooyloo mooy ci jamonoy corona bi motul sax fukki fan mu nga doon wax ne wax dëgg yàlla
fii ma nekk de Sénégal yëpp waaye rawatina Sine Saalum gi rawatina Kaolack gii nga xam ne moo sës ci man maa ngi ñaan sama borom bu fi corona bi naree faat kenn man jël naa sama bopp jox naa sama bopp borom bi mu doon asaka ma doon ki nga xam ne moom may faatu ndax nga xam ne ñoom ñoo fi nekk mucc kon nag ba ma déggee ngeen naan zéro cas Kaolack ma ne mbaa du ñaanu sëñ bi moom moo nangu boo tax mu mel ni ku xam ne dafa gisoon ne wax dëgg yàlla dafa war a wàcc liggéey kon nag royuwaay la woon jooyukaay la woon ndax nit ñi ni ma ko waxee fépp lañ doon jógee Amérique Europe fu nekk Afrique di ñëw di ko seet si ndax yaakaar ko te ku ñëw rek mu yaatal dënn bi ubbi ko bokk na ci ay mandargaam Cheikh Sall wax na ko ci reportage bi lépp luy àdduna ak loo xam ne da koy misaal da ko doon dumóoyu boo ko seetloo sax ñi nga xam ne ñoo nekk ci langue politique bi ñoo xam ne dafa mel ni nga baal ma jox dafa leen siixlu woon maanaam du seen jëmm ci seen bopp mais da doon bañ mu boole li nga xam ne moom mooy jóge ci seen gafaaga ak li nga xam ne mooy liggéeyam maa ngi lay defar sende bi taawam bi nga xam ne moo di Cheikh Ibrahim jarul ma koy tudd koo xam ne ci politique bi lay yëngu daal di yegg si indi koppar mu yëkkati enveloppe bi ne ma professeur am booy ñibbi boo demee bërëb sàngam nga joxal ma ko diw ma ne ko ku tedd lu ko waral mu ne ma sallaaw de li de nee na juróomi million la waaye saw ñaar téeméer yow jàngalekat bi moom ma gën a doy xel juróomi millions yi ñu may jox ndaxte alxuraan lay def ci dënn ndongo yi man soxlawu ma dara àdduna waaye koppar bi comme ci kopparu politique la jógee damay ragal kat mu jógee ci gafaaga askan wi ma war ko jël dugal ko ci biiru ndongo yi mu lor yàq liggéey bi may liggéey kon sab ñaar téeméer bi mu ngi may jox moom ma gënal juróomi millions yi loolu mu nekk loo xam ne lu doy waar la woon loo xam ne wax dëgg yàlla kenn koo xam ne la ni mu demee rek la dundee maa ngi koy fàttaliku bi may def chronique bi il nous inspire ci moom ci jëmmam ma ne ko am nañ correspondant Kaolack ndax mënees nañ ko woo ak caméra am mu filmer mun a subhanallah professeur man soxlawu ma caméra soxlawu ma dara ndaxte li may liggéeyuma ko pour fës yàlla dong laa koy liggéeyal ngir man de yàlla dong laa ciy sàkku kon nag kooku la góor goo xam ne la kilifa la ñàkk nañ koo xam ne ku baaxoon ci askan wi ku leen ñeemantaloon ku amoon say yërmande te ràññeewul kii nga xam ne mooy borom daraja mooy borom donga tàng maa ngi koy wax doom ji itam dénkoon na ma lu doy waar ma toog ci biir néeg ba di ko ziyaare si ba ma demee Kaolack am kilifa boo xam ne dafa waaxu ñëw yegg si ba mu yegsee mu ne ko lii de li fiy dugg ñaar lay doon benn ma ne ndigal xalifa mais may leen ko mu ñëw wala boog mu rang man ne damaa xamul ban daraja nga war a am boo war a tax nga romb taalibe yi nga xam ne ñëpp a ngi rang ca fajar 4 heures du matin ba heure bi nga war a ñëw dugg si waaye damaa jàpp ne njumte la bu mu la dalati ndaxte fii amul mandarga amul ndomba tànk amul daraja man yàlla dong laa fi nekkal te maa bëgg ñëpp yemale nde boo rombee xaj yi daal di dugg ma dalal la dafay mel ni damay xeeb ñi nga xam ne ñoom ñoo fi toog kon nag góor gi àddunaam yëpp njàngale la woon diine la woon yàlla la woon lislaam la woon ni nga ko waxee umma bi yëpp moo ñàkk réew mi yëpp ñàkk yal na yàlla matale doole leer di ko jàlle njabootam ak mboolem Sénégal kon ñu wëy ci ànd xeex coronavirus dem ba makkaanu jëwriñ ji nekk wàllug wér-gu-yaram directrice générale de la santé moom mooy docteur Marie Khemesse Ngom Ndiaye moom moo jàng kayit gi ni ki tey ji ñu teewlu ko. ci ñaar téeméer ak ñaar fukk ak juróom-ñaar test yi nga xamante ne réalisé nañ ko fukk ak juróom ñoo ci dellu si positif ci yooyu am na fukk ak ñeent yu nga xamante ne ñu ngi leen di tuddee cas contact mooy yi nga xamante ne suñu bërëbu liggéeykaay yi ñoo leen di saytu am na tamit benn cas bu ñu tuddee cas bi nga xamante ne dafa jóge ci transmission communautaire juróom-ñaari malade yi nga xam ne dañ leen hospitalisé woon ci suñu service yi ñu feebar biñ leen saytoo dellu si nañ négatif mooy wane ne wër nañu wërgu yaramu malade yi nga xamante ñooy des si ñu leen di fej mu ngi ànd ak tan ci bésu tey bii 300 ak fukk ak ñaari cas moom la ñu déclaré positif fii ci Sénégal ci yooyu téeméer ak juróom-ñeent fukk moom la ñu wax ne tane nañu ñaar ñoo ci génn àddina benn lañ ci évacué ci loolu mu des téeméer ak ñaar fukk ak benn yi nga xam ne ñu ngi leen di continuer di faj ci suñu structure yi. ànd xeex coronavirus ni ñu ko baaxoo ndëgë ni tey ñu ngi dalal maire bu Mbao muy Abdoulaye Pouye ñu gën ko xam ci Obama
moom mooy addu ci anam yi nga xam ne noonu la ab goxam taxawee ci xeex bi ba mu dooree ba nëgër nekk la mu ca namm. daañu dem ba ca Tenerife di ab île bu nekk ca Canaries ak juróom-ñetti îles yi nga xam ne ñoo ko séq bu ñu fa bàyyeekoo daañu dem ca Toulouse ci réewum France foofu nag daañu fa fekki Ndeye Aminata Yade. Aminata Yade bokk na ci kuréel goo xamante ne nii daanaka ay stagiaire ak étudiant la boole ak yeneen i kuréel yoo xam ne lëkkaloo nañu ak seen kuréel googile ngir daal di soob seen yoxo ci liggéey bi nga xam ne adduna bi yëpp tey bokk nañu ko muy benn jëmu muy fexe ba jàngoro ji daal di fi bàyyeekoo dund couvre-feu daañu si ànd ak yéen laata ñuy dellusiwaat ci maire bu Mbao ak xalaatu askan wi niki nañu ko baaxoo tëje tey ak coronanet niki nañu ko baaxoo également bés bu jot kon dañuy dem ba ca Mbao fekk fa maire ba Abdoulaye Pouy asalaamaaleykum. aleykum salaam. monsieur le maire ñu ngi lay nuyu. Khalifa maa ngi lay nuyu di la ziar di nuyu Sénégal yépp ak ñi nekk ci réew mi ñi nekk bitim réew nga baal ma rek balaa dara ma jaale ñépp suñu cheikh bi fi jógee di Cheikh Mouhidine Samba Diallo nekk ka nga xamante ni moom xalifa général Sagne Bambara mu doon tiisu dal si umma bi yépp ñu di ko jaale ñépp daal yal na yàlla taas ñu si barkeem amiin yaakaar naa ñaan gu nangu la ñu ngi koy jaale ñëpp daal jërëjëf di jaale waale ñëpp aussi ki nga xamante ni ko mag la ku fi génn tey si Tëngéej di Souleymane Gueye Cissé di woon suñu xarit di woon suñu lépp ñëpp xam ko ci jàngale xam ko ci édicom bi mu taxawaloon xam ko lu waaye soxla woon ci matériel logistique defal na la ko xam ko ci politique ci LD dëbu ak yëpp te ngay jaax Mbao ñëpp xamoon nañu Souleymane Gueye Cissé moom tam ñu ngi koy jaale askan bi yëpp di ko jaale waa Sénégal. jërëjëf alors monsieur le maire bi mbir mi dooree wala bi ngeen si amee dég-dég ca njalbeen ga ana nan ngeen taxawee woon ci xeex coronavirus ci seen gox. waaw yaakaar naa mbir mi bi ñu ko yëgee ba mu taxaw li ñu jëkk def mooy ñu gën a moytu rassemblement yi décision bi ñu jëkk jël mooy tëj stade Mbao tëj ko ba mën na bañ xale yi fañ daan daje fañ daan nekk alors loolu mu bañatee am waaye aussi ñu ut ay produits yu bari dem si 5 postes de santé yi nga xamante ni moom moo nekk ci commune bi ku ne ñu jox la ay produits ay jumtukaay ya nga xamante ni mën nga faire face à cette maladie ñu jóge fa dem ci ay 4 marchés yi fi nekk marché bu ne ñu dem fa am lu ñu lay indil jox la ko su ko defee kenn ku nekk soo xëyee rek dina am noo def ba nga xamante ni yàlla mën na la ci dimbali ñeen nit ki géej di yëngu ñu fekk leen fa ñoom ñëpp di ay jigéen yu brave ñu jox leen aussi ay jumtukaay pour ñu mën a faire face à cette maladie waaye ñuy dem yaa dégg nga fan yi passé matagul ñetti fan ñu dajale lu war a tolloo juróom fukki tonnes ci ceeb mairie de Mbao jënd ko waaye aussi ay sociétés yu bari jàppale ñu ci ay ndimbal ñun ñu jënd lii ci ay produits li ci des sociétés yi may ñu aussi produit di leeral sociétés yi joxuñu ñu xaalis waaye dañuy jënd ay quelques produits jox ñu ñun ñu jënd produit teg ci waaye ñu demaat jëndiwaat 50 tonnes ceeb bi ñu ñëwee ñu teg ci loxo délégué de quartier yi pour ñu mën ko partager dans la population presque une centaine de délégués de quartier fu nekk ñu dugal fa mbir mi parce que ni ko président waxee ne nit ki soo ko waxee mu toog këram da nga ko war a jàppale ci toog bi donc xaaruñu ndimbalu président pour taxaw ci askan bi ñu ne daal ñun daal nañu ci taxaw jox ku nekk lu mu mën a tooge waaye continuer nañu aussi dellu jàppale ñu ngi mën ni mooy sous préfecture jàppale district sanitaire bu Sicap Mbao jàppale aussi la gendarmerie ci mel noonu jàppale service d'hygiène jox aussi ñi nga xam ne mooy brigade sapeur pompier yi fi nekk ay jumtuwaay jox aussi ñi nga xamante mooy agent eaux et forêts yi fi nekk ay jumtuwaay ba ku nekk daal mën a jàkkaarloowaat ak feebar bi waaye tey jii bu ñu xëy dañu demaat ci poste de santé dàbbalewaat lañ leen joxoon ne leen di dolliwaat li ko si lañ leen joxoon donc mu nekk lu am solo li ci des ay sensibilisation ñu def la man def naa sensibilisation ci internet bi mu jàll ci presse bi et suma ay agent def nañ sensibilisation chaque jour ñu def ay sensibilisation du gën a wax ak nit ñi pour kenn ku nekk mu xam nan lay taxawoo pour moytu alors li nga xamante ni moo jëm ci jàngoro bi muy ya nga xamante ni lépp mënuñu ko kiiwandoo mais daal jàpp nañu ne ñun ñoo war a nekk au devant de la chaîne waruñu bàyyi benn yoon alors ñi nga xamante ni mooy suñu ay population ñuy sonn nañu jiitu taxaw ci kanam
jàppale leen ba nga xam ne dinañ yëg ne seen ay autorité de façon désintéressée mais def te yàlla tax taxaw nañ seen watu askan. alors ndax mën nañu dellu si waat tuuti ginnaaw rek ci tolluwaayu jàngoro ji foofule ca sab gox ana nu mu fa tëddee ndax am na lu ñu fa jotoon njort wala lu ñu fa jotoon a jàpp ak fu mu toll. waaw fii de yàlla def na dëgg la feebar bi dugg na fi ñu si sant yàlla ndax bi ñu doon wax ay cas mbaaw yépp boobu ñaar fi am te ñaar yooyu fi amoon yàlla def na wér nañu ñoom ñaar ñépp fon yi lu bees lii ñëw mooy am na kenn ku mu dalaat te yàlla def na ci muy lu ñu xaw a metti muy cas communautaire bi nekk li ñu wóor de source sûre mooy contacté wu ko fii ci mbaaw maanaam contaminé ñu ko mbaaw parce que moom ay activité am ak fa muy dem ak fa muy nekk ya muy def yépp presque nekkul mbaaw waaye nag fii la dëkkuwaayam ne yàlla def mu dal ko donc muy benn cas boobu mu fi nekk donc di gën a wax am na ñu doon weddi di wax yépp ci net bi maa ngi dégg waaye neexul ba neexul dëgg la am nañu un cas communautaire bu fi dugg bon mu war a nekk la nga xamante ni dafa war a tax kenn ku nekk su ñun rek mu redoubler d'effort lañ leen wax ñu di ci nekk ñu gën ci nekk parce que damay profité pour sant askan bi bi ñu dañuy tëj marché yi ma jël benn mesure arrêté ñu ne marché mbaaw yépp muy 4 marché bés bu nekk dina am marché bu ñu tëj ba nga xam ne du fonctionner mu am beneen bés ba nga xamante ne même marché boobu dans la semaine dinañu fay ñëwaat ñu wàcc à partir de 14h ñu désinfecté ko ànd si ak service d'hygiène am nañ produit formé nañu suñu agent def nañu lépp marché yooyu démb lañu ko tàmbali bi ñu demee marché Petit Mbao fekk waxtaanoon nañ ak ñoom ba ma jëlee mesure bi ba ñu ñëwee pour wax leen kii fekkuñu fa kenn ñëpp dañu respecté vraiment de façon formelle mesure bi nga xam ne moom la mairie bi jël muy tëj marché yi tey jii bi ñu xëyaatee dem Grand Mbao ñu war a tëj ñu dem di vérifier fekkuñu kenn ci marché bi kenn jaayul donc mu doon la nga xamante ni population bi xam nañu li ñuy war a daw lan la ak li ñu war a xeex lan la ndax tëj marché damay wax ne nekkul rek si benn objectif mais ñaari objectif la di nga bañ rassemblement bu njëkk rassemblement du am waaye xam nañu ne borom xam-xam yi nee nañu jàngoro bi su génn ci biti la mu fiy dund du yàgg mën na dund 30 minutes ou 1 heure de temps wala 5 heures wala am na yenn lieu ya nga xamante ne mën na fa def 12 heures de temps waaye su fekkee tëj nga marché pendant 24 heures yaakaar naa soo fa ñëwee bu fekkoon jàngoro ba am na fa soo ñëwee di nga fekk deena amatu fa mu bañ a lu ñu désinfecté donc bàyyi kenn bañ a jaay nañu xam ne ñaari njariñ am na ci donc ni ko population bi nangu ànd ci ak ñun ba buñ ne marché bi na tëj kenn du weerante kenn du wax ñëpp tëj suñu ne wàcc leen heure bii na ñëpp wàcc ñu désinfecté loolu aussi ñu ngi koy def ñu ngi si sant population bi bu baax ñu di leen ñaan aussi ñu gën a taxaw ci mesures yi muy ci géej bi xale yi doon daje ñu yokk taxaw rek ñu loolu mu deñ temps yi gis nañ ne am na changement bu rëy waaye nañ yokk taxaw rek bañ a dormir sur nos lauriers xalaat ne rek alors lii kat xeex nañu ko wala jege nu fi waaye chaque jour nañu jàpp ne rek war na mën a ñëwaat bon nañu ñun ñëpp ñu taxaw su ko defee ñu gën a daw loolu Khalifa donc ma si sant waa Mbao ci taxawaay boobu. alors ci wàllu tefes gi justement gis nañu ne jamono yi am na ñoo xamante ne dañuy jéem a jaar ci géej gi pour dugg ci réew mi ginnaaw ba ñu tëjee tali bi ak yeneen yoon yi am na sax ñoo xamante jot nañu leen a jàpp ndax am na disposition yu ngeen jël foofule ngir mën a fàggu ci doxalin yu ni mel. waaw dëgg la am na ay xale ya nga xamante ni ñu ngi veillé nekk ci plage bi des fois dañuy gën a taal ay pneu surtout côté Grand Mbao ak yooyu ñu si remercier ñoom Ibrahima Mbaye ak ñooñu ñëpp ñu taxaw ci waaye ñu bàyyi xel ndax feebar bi leex-leex ñu bañ a dugg ci panique ba koo gis rek nga ne dafa yor feebar bi naa ko def nii wala naa ko def ne le donc leex-leex nit mën na dem géej xaw a guddee ñëw ñun ñii daan dem géej xam nañu da mën nga dem lu nekk mën na la arrivé ci biir sa machine mën na paan wala moolum genn mi mën naa xaw a juum ba gaal gi fu mu waroon teg du fa teg ba xaw a yéex a teerse yooyu yëpp day am fekk mu xaw a guddi donc ñu bàyyi xel ne du képp ku teer ci géej gi rek ku am feebar dañu ko indil la waaye nañu ànd ak tey mu bañ a nekk panique dëggale nañu bàyyi xel waaye nag bu ñu fitnaal kenn ndax am nañu gis ay mool yi nga xamante ni
ay dëkkuñu fi ñu ne dañu fi war a génn am na dëkk yu mu am waaye ki ngay génn te su jógoon bëgg a ñibbi amul oto bu ko yóbbu fa mu jëm wala su génnoon dañu ko tere pour mu génn mais kooku comme daf fi ne woon balaa feebar bi te mu nekkandoo ak ñun nañu fexe rek mu respecté li ñu respecté fexe muy raxasu fexe di ko bàyyi xel ba tey mu nekk suñu biir ñu xam ne ñun ñëpp ay sénégalais lañu donc ñuy bàyyindoo xel ñun ñëpp ba feebar bu mu indi noonu bu mu indi juuyoo bu mu indi fitna suñu ay diggante ku ne rek na bàyyi xel moroomam ne man kat su ma amee feebar bi mën naa ko jox suma moroom waaye man su may bañee nuyu nit du ne dama ko ragal waaye damay bañ am feebar bi wàlle ko ni ko sëriñ bi sëñ Aline Sall di ko waxee ne que su ma la nuyul boo ma laajal tax dam na laan damay ragal man ma am feebar bi wàlle la ko moo tax nuyuwuma la su ko defee du mer doo mer waxin la communication la waaye lu am solo la donc ku nekk rek nañu jàpp ne kii bi géej bi tam xale yi fa doon dajale gendarmerie mu ngi def liggéeyam itam liggéey bu am solo di sant autorités yi ndax gendarmerie de proximité mooy brigade de proximité bi waroon a am Kër Mbaye Fall dafa noonu lii ñu doon waajal mais démb ak tey ñëw nañu yëgsi nañu indi nañu seen matériel équipe bi ñëw na dinañu gën a renforcer suy demee noonu donc ñuy wax xale yi képp ku am sa doom nga téye ko mu bañ a dem plage su demee plage bu ko fa gendarmerie fekkee suñu ko jàppee am na ay mesures yu ñu ci jël te loolu ñuy bañ ñu yegg ci ku nekk na xam ne bu ñu joxee xale yi na toog leen seen kër nekkul pour ay vacances wala grande vacances toog leen seen kër mooy ngeen téye seen ay doom ci biir kër gi waaye bu leen bàyyee ñu dem dajalowaat géej yaakaar naa nekkoon école sax day gën dajaloo ji géej. alors monsieur le maire ñu ngi lay gërëm di la sant daañu dellusiwaat léegi ak yow ci ñaareelu xaaju émission bi ngir waxtaanee yeneen ponk yi ñu desee gën a xamee ak sab gox boobule waaye professeur gis nga monsieur le maire mi ñu gën ko xam ci Obama muy Abdoulaye Pouye dañu koy remercier en direct sàkku Sénégalais bi ñu remercier ko suñu bopp parce que bi ñu tàmbalee journal télévisé ne waruñoo wax olof ci journal bi ba noppi di bind tubaab ci journal bi bi ñu bindee ñu ragal ñu ne bon est-ce que dinañ ko bindee nañ ko war a bindee ma ne leen bu ñu ko tàmbalee bu soobee suñu borom ñi ko xam te mën ko te mu ñor leen daañu ñu fekk ci moom suñu njëkk a fekk ci la bokk kon ma seedeel Sénégal ne suñu journal télévisé wolof bi ki njëkk a corriger texte yi pour mu jub nit ki ni ñu koy bind ci grammaire ak orthographe ak yépp moom mii la laataa ñuy am kenn koo xamante ni loolu mooy doon liggéeyam kon lu ñu koy remercier la jërëjëf parce que c'est acte patriotique la waaye tamit foog naa ni jàppale nañu ci wàllug liggéey bi te il fallait le faire parce que olof bi suñu olof la comme langue la bu ñu codifié mën nañ kaa bind yeneen yi pulaar beeg tukulóor beeg beneen bi ci des séeréer beeg joolaa bi yépp war nañ kaa mën a bind pour nit ñi di ko liir nit ki ni ñëw liir tubaab parce que di wax olof ba noppi la bind tubaab moom kenn xamul lu mu doon alors professeur am na benn mbir moo xam ne dañ koy faral di wax ci xeex bi mooy lu jëm ci mbirum distanciation sociale xam nga bu ñu ko waxee mooy ni ñu war a moytuntee alors ni ñu war a moytuntee jamono ji est-ce que ñu ngi koy respecté est-ce que respecté wuñu ko lu ci mën a am rek am na lu biir mooy bu fekkente ni cas communautaire tudd nañu ko mooy wàllante bi ci suñu biir dafay gën a am solo ñu gën a wàccoog loolu loolay waral Moustapha Gabar Diop dem fa nga xam ni moom mooy ca Gueule Tapée ngir nemmeeku anam yi nga xam ni noonu la ñuy respecter loolu ñuy distanciation sociale en sachant ni ñu koy waxee toujours suñuy réalité ak ni ñuy dundee rawatina ci wàllu marché yeex ci mbedd yi. mbedd bile kenn nekk fi ci suba su teel mu doon lu ñu tàmmut a gis ci Gueule Tapée bi cas Covid 19 amee ci koñ bi ba léegi ñu bëri duñ fi sax doxantu. waaw changement am na ci koñ bi démb ak tey kenn yàllul kenn génnul. bu guddee ñëpp ngi seen biir néeg toog fii daal ruq bi daal bu guddee ñëpp ngi suñu biir néeg toog ak xale yi mag ak ndaw nag li leen feebar bi am na ñun ñëpp nag ñu jël suñu précaution li médecin yi wax ñu toppatoo ko def ko niñ ko bëggee. ci mbedd bi dend ak moom dafa mel ni nit yi yëgaluñ ko seen yaram dajaloo mu ngi am ba léegi mel ni cas communautaire jaaxalu leen. boo taxawee fii di nga gis gaa ngi toog fii di naan ataaya gaa ngi toog fii di waxtaan comme si sa distance bi ngay wax ne nit daf ko war a may morom nitam pour nga xamante ne di nga mucc ci doomu jàngoro bi gaa yi appliqué wuñ ko. te loolu affaire bu dangereux la peut-être gaa yi mooy li ma la wax gaa yi fii lekk affaire bi dalul kenn ci ñoom wala mu dal seen doom wala keneen ñaanul moo ko kenn nag donc du ñu gëm ne carrément affaire baa ngi fi. ñu tamit wax rek nga mënoo toogloo ñu bari seen kër te feer bi dafa am càkk nag ñun Sénégalais dañoo xaw a dëgër bopp te kaa yi lii nii moo daloon Italie gëmuñu ko woon ba tey ji li mu rey ci Italie reyu ko sax Chine mi nga xamante ni fa la jógee
te ñun Gueule Tapée te ñun sénégalais dañoo xaw a dëgër bopp. boo amee ite booy dox ci mbedd mi demal nga dox ko soo paree nga dem dellu sa kër. masque yi dañ ko war a takk à tout moment di sol ay verre bu ñu ñibbee suñu kër di raxasu ak ay saabu balaa ñuy saafanteeg suñu njaboot. ñenn ñi jàpp nañu ne lii di marché Médina ak bu Gueule Tapée mun nañ doon fu wàllante bi yombee. c'est un cas communautaire kenn mënul wax fii la ko dalee yooyu tamit il faut tam ñu siy bàyyi xel marché yi tamit yi gën a am solo maa ngi koy interpeller encore monsieur le maire moom mi nga xamante ni moom mooy maire commune bi mu wax ci loolu. marché yi nañ ko tëj ba midi ñu fermer ko marché Soumbédioune au poisson bu ñu ko tëjee à partir de 14h bu 18h jotee nañ ko tëj ñëpp génn ñu pomper marché bi pour mën a daw tuuti feebar bi parce que. ñenn ñi fi dëkk nag jàpp nañu ni mbedd bi foog ñu def ko quarantaine confiné personnes contacts yi waaye chef de quartier bi moom bëggul àddu ci mbir bi. professeur quarantaine mbedd moom ci cas communautaire. loolu moom. quarantaine mbedd. waaw comme ni ko Moustapha waxee ñu quarantaine mbedd bi loolu dina doy waar de. dina doy waar xam nga distanciation sociale moom. boo ko déggee ñu koy wax. amu fi. parce que ñun xamuñ lan mooy distanciation sociale. mooy li ma lay wax ne politique boo gis. muy politique de communication. rawat na ci wàllu mbas. dafa war a wéeru. ci li nga xam ne mooy suñ culture suñ cosaan suñu aada. gars yi boo leen di wax distanciation sociale concept la bu journaliste yi intellectuel di manipuler ci plateau télévision yi waaye ci biir askan wi xamuñ lan mooy distanciation sociale. parce que société resserrement la. société dajaloo la société lëkkaloo la confusion la kon moo tax ba léegi muy am ay résistance yoo xam ne koy nemeeku parce que marché yi wax na la ko reportage bi mu naan gars yi bu ñuy naan ataaya amul benn distance buñ dajee ca Mayga amul benn distance buñ dajee ca restaurant ba amul benn distance parce que problème de culture mais encore une fois il faut gars yi ñu góorgóorlu parce que nag boo demee ci waa kër docteur dañ naan feebar moom manifestation la à travers l'individu mais d'une inconduite sociale ça veut dire que nit ki ni muy dundee feebar bi day mel ni loo xam ne dafa jóge ji biti ñëw dal ci kawam yow réflexe ba nga yaakaar ne moom la war a am du ko am ndaxte dafay am pesanteur culturelle sociale boo xam ne moom moo fiy nekk tax na lii nga xam ne moo war a nekk taxawaayam dina yéexandi lool mu nekk fi kon nag distanciation sociale nañ ko wax baamtu ko waaye amugu fi lu tax amagu fi parce que dafa junoo ak li nga xam ne noonu lañ yàq dundee. am na loo xamante ni mu ngi waaj a ñëw muy weeru koor gi. weeru koor gi am na ay contraintes am. pour ne pas dire ay obligations am. te mboolem ñi gëm. te mën a or dinañ fexe seen kéem kattan. incha allah wàccoo ak moom. waaw ndax tey bu ñu defee parallèle bi. du ñu jéem a dugg ci logique gu lu ni méngool ngir mën a wàccoo enfin ak yi nga xam ni moom la jàngoro ji bañ. waaw koor gi moom xéwal la. maa ngi doon waxtaan ak oustaz Amidou maa ngi koy nuyu bu baax di xamal ne. koor gi moom solution la du problème. ndaxte bu fekkee boo ko seetloo niñ koy wàllee wala ni ko nit ki jël day bokk ci li loxoom dem ci gémmiñam maanaam muy dugal xéewal comme koor gi nag bu ñëwee wax dëgg yàlla dinañu loof benn déplacement yi dina wàññeeku ñaar li loxo bi dem ci gémmiñ ji dina wàññeeku ñetteel ba li ngay jege nit di jaxasoog moom dina wàññeeku kon nag ñu am ci yaakaar lool ne weer wu sell la borom bee ko sellal di ko sàmmal boppam waaye jeexital ba muy am ci ñun mooy wax dëgg yàlla dinañu dimbale ci lii nga xam ne moom la ñuy xeex te mu di coronavirus bi kon nag dañuy ñaan mu yegg seeg jàmm ñu dugg seeg bisimilahi rahmaani rahim génn ceeg alhamdulilah te gëm ni am yaakaar lool rafet njort lool ne di nga gis chiffre dinañ baissé bu baax a baax maanaam wàllante bi dina wàññeeku bu baax a baax ci koor gi très bien te am na disposition yu bari yoo xamante ni tey teel lañ ko war a jël parce que boo seetloo mbokki Alaaji Malick Cissé yi ñoom ñooy rang fuur yi donc je pense que dina gën a takkarnaase rang fuur yi dana gën a takkarnaase mais surtout danañ war a mën a gën a respecter lii di précaution yi ndaxte dinañu fekk ñëpp suñu biir kër waaw balaa ñoo jëfandiku balaa ñoo jëfandiku dina fekk ñëpp nekk seen biir kër benn yoon rek la ñuy génn mooy boo ko xoolee ci tàkkusaan bi ndugg yu sew sawaan yooyu kon ni ma la ko waxee rek dañ ci am yaakaar lool ne bu yegg seeg jàmm ak salaam daal mbir mi dina wàññeeku lool ànd ak yërmande gi nga xam ne moo ànd ak weeru te borom bi teg ko ci très bien alors ñu dem ba ca Tenerife ca peggub Espagne fekki fa kenn ci suñuy jigéen Ndeye Aminata Samb asalaamaaleykum waaw asalaamaaleykum alors Sambel bi naka def maa ngi fi rek maa ngi sant yàlla bu baax dégguma bu baax nag voilà kon ñu yokkal dañ la yokkal retour bi tuuti bu ko defee nga gën a mën a dégg alors foofu la ca Tenerife ana lan mooy tolluwaayu jàngoro ji ci jamono ji ñu nekk ni fi ñu toll waaw tolluwaay bi moom xaw na bari lool maa ngi nuyoo d'abord asalaamaaleykum di leen nuyu di ziar ñëpp di sargal ñëpp di jaale tamit ci suñu sëriñ bi génn àdduna yàlla xare ko ci àjjana yu kawe yi yàlla taas ñu ci barkeem di wax ne en matière de ci coronavirus bi
wax dëgg yàlla ñun Tenerife du ma wax sax Tenerife îles Canaries laay wax îles Canaries affaire bi xaw na kii lool xaw na métti trop waaw parce que boo seetee ci îles Canaries 1975 la ñu am ci ay cas am nañu aussi 622 yoo xamante ne ñoom ñoo wér ñi ci wér waaye 104 ñoo ci génn àdduna fi mu toll nii mais ci Espagne yépp nag 177 633 ñooy ñi nga xamante ne ñooy cas yi nga xam ne confirmé nañ ne ay cas lañu waaw ñi ci wér nag 70 853 la. très bien alors ñi ci gaañu nag. yéen nekk ngeen ci kuréel goo xamante ni daanaka polarisé na yeneen kuréel yu bari ci mboolem Espagne gi ak rawatina foofule ca archipel bi jamono ji est-ce que am na sénégalais yoo xamante ni xëy na lor nañu ci wala doomu jàngoro ji gane si woon na leen wala yu demee noonu. waaw bu dee ci îles Canaries moom wax dëgg yàlla amaguñ ci cas te ñu ngi ñaan yàlla bu mu am. amiin mais ci biir Espagne moom am nañu ñaari cas yoo xam ne c'est confirmé tey aussi nee nañu am nañu nag officiel c'est pas encore officiel moo tax mënuma ci xuus daal maanaam mais daal ñaari cas am nañ ko fi ñoo xam ne jigéen ak ku góor kenn ki Madrid la nekkoon ki ci des côté Pays Basque la nekkoon waaw. yàlla na leen yàlla xare àjjana te mu fi daal mais cas yooyu la ñu amagum pour l'instant ci Espagne. très bien alors lu mooy disposition yi nga xamante ne ni autorités yi jël nañu ko foofule ci réew ma ana yéen ci seen wàll bi ngeen féete nu ngeen toogee. waaw confinement bi ñun moom disposition yi ñu jël mooy confinement waaw mooy nekk ci kër yi kenn du génn lu dul bu fekkee ne da nga war a nduggi nga génn nduggi bu dee da nga war a dem pharmacie loolu lañ la may. ñaari cas yooyu lañ la may nga def ko au cas où ñëpp ñu ngi ci biir kër yi muy xale muy mag muy ndaw ñëppay tëju waaw nduggi daal lañ la may te boo génnee bu la police gisee parce que police baa ngi ronde à tout moment buñ la xoolee il faut nga woon leen preuve ne yow da ngay nduggi ji ñu bàyyi la nga dem nduggi wala boog pharmacie nga jëm ñu bàyyi la nga dem jëndi say garab mais à part ça confinement bi daal moo fi nekk pour le moment. mais am na ñaari particularité benn bi mooy tourisme bi foofu ñu bari si suñu doomi réew yi si lañ doon yëngu beneen particularité bi mooy gaal yi yu bari clandestin yi du ñàkk foofu lañ doon wàcci tey jii ba ñu leen defal le point de la situation si ñaari aspect yooyu lan moo ci gën a fës. waaw ñaari yëpp parce que kaawu gaal yi bi ma renseigné woo nee nañ arrêté gul. ba léegi ñëw mais suñu ñëwee tamit dañ leen di mettre en quarantaine comme ni ñu daan def rek. xool leen saytu leen ñi nga xamante ne ñoom ñoo yore côté wàll boobu ñoom ñoo leen di saytu vraiment xool ba xam indaalewuñu feebar wala yoruñu feebar comme ni ñu daan def bu njëkk rek avant coronavirus bi noonu lañu daan def. léegi aussi dañ ko gën a yokk. bu fekkee nag côté tourisme c'est vrai que les îles Canaries ñun tourisme la ñu xam. fii bariwul ñu fiy yor ay ni ñu koy waxee usine la ñuy wax ak yooyu déedéet fii hôtel yi ñoo fi nekk ak maanaam jaay bi léegi nag sénégalais yi ñu ci ëpp nag jaay la ñuy def jigéen ñi aussi létt bi la ñu gën di def moo tax aussi confinement bi xaw a metti lool ci ñoom parce que ñoo xam ne dañuy dund di liggéey au jour le jour bu ñu toogee ci kër yi rek dafay daal di metti ci ñoom metti ci njaboot yi Sénégal. waaw cas boobu fu ñu toll ni daal foofu la ñu toll ci îles Canaries yi. alors justement bu ñu waxee Sénégal li ngeen nekk foofu yëpp seen xel mu ngi fii ci Sénégal dégg ngeen li fi xew eh bien lan moo ci jamono ji seen gis-gis ak lan ngeen bëgg a ñaaxee ñi ngeen fi bàyyi ginnaaw. waaw li ñuy wax rek mooy ñun moom bu ñu toogee fi suñu xel mënul dal ndax ñëpp seen njaboot yaa ngi foofu même bu fekkee da nga fi nekk ak sa njaboot tamit say parents ña nga fa. parce que ñëpp a bokk li ñuy wax daal mooy di leen ñaax rek ci lépp lu nga xam ne teg nañ ko comme directive pour mën leen a aar ngir yàlla ñu respecté ko muy distance bi ñuy wax muy toog bi ci couvre-feu bi muy aussi bañ a génn bu bari ne serait-ce que bu fekkee benn nit rek mën na génn sax kay dem marché ci ñëw mais jaabante bi ñu moytu ko liggéeyukaay yi tamit fexe ba nga xam ne set gi am na ci raxasu beeg wàllu lépp loo xam ne daal daf leen di aar masque yi aussi suñ ko amee nañ koy takk
du moment que confinement amul daje bi ak tas di gisante di jegeyante ak yooyu yëpp yore masque moo gën daal moo gën a wóor su fekkee disponible na masque disponible na gant disponible na nañ ci taxaw bu baax te di raxasu à tout moment aussi waaw loolu tamit loolu daal laa mën a wax parce que ñoom la ñu am te xam nga tukki dafa métti boo nekkee àll rek sa xel du dal waxatuma laa nag nga dégg ne lu mel ni Covid 19 bi mi ngi ci biir dëkk bi waaw sincèrement loolu daal laa mën a wax ne nañu dimbali jàppale. Pour terminer Adja Ndeye Aminata Samb ndax foofu la ci Espagne am na loo naw ci anam yi ñu songe xeex bi loo xam ne ci ni nga xamee ñaari réew yi foog nga ni war nañ kaa mën a def fii ci réew mi. waaw ñu mooy am sincèrement parce que loolu moo gën a dal xel waaye nag si jamais que mënul nekk. lan si dégguma bu baax. ma ne ñun bu ñu sañoon. ñun nit ñu confiné di ñu protéger ci confinement bi. confinement boobu mooy am Sénégal. bu ñu sañoon te aussi wax dëgg yàlla ci corps côté santé bi góorgóorlu nañ ci bu baax ci dëkk bi waaw sincèrement ni wàllu prévention bi ñi ngi ci wàllu service social bi tamit gën nañ ci taxaw parce que ñun orientation rek la ñuy mën a def. mais fii services sociaux yi dañoo taxaw di jàppale nit ñi sincèrement jàppale bi am na solo trop parce que ñu ngi ci confinement bi mais tamit ñu ngi jàppale ñu ngi orienté nit ñi ñu ngi ci wàllu location yi tamit taxawal nañ lu leen jàppale gouvernement bi aussi day liggéey ak ñun comme association ñun ñu yore coordination des associations dañuy liggéey ak ñun pour mën a gën a jàppale sénégalais yi ak africains yi yëpp waaw jërëjëf loolu daal jërëjëf Ndeye Aminata Samb ñu doon jokkoo ak moom fële ca Tenerife nekk ci peggub Espagne boole lu toll si juróom-ñetti île professeur benn baat mooy ñëw lu bari mooy confinement te confinement bi président sax dem na ba ni bu ñu moytuwulee daañu ci àgg wala bokk nañu bañ a fexe àgg ci confinement bi waaw donte président wax na ko waaye xam naa ne loolu daf koy wax pour ni ñu ko waxee rek baamtuwaat ko ñun suñ bopp ñu fexe ba buñ yegg foofa fexe ba buñ yegg foofa nag mooy ni nga xam ne moom la ñu nekkee ñu daal di ko soppi déjà maa ngi lay wax ne distanciation sociale bi wax la rek waaye dans la réalité gars yi nañ doon jege nañ doon tàncaloo la ñuy tàncaloo ba léegi président de la république moo gën a xam réalité yi nga xam ne moom la ñuy dund boo xam ne conséquences yi nga xam ne moom moo mën a juddu ci li nga xam ne mooy nekk confinement total waaye boo déggee mu yëkkati ko dafay ñaax askan wi xamal leen ne bu leen bàyyeeku parce que bu ngeen bàyyeekoo wàllante bi suñu biir dina law toll foo xam ne benn pexe rek mooy am moo di confinement ñuy yàlla ñaan suñu borom yàlla na bu ñu fa yegg waaye comme ni ñuy wolof di wax rek ndogal loo gis loxo borom a nga ca kon li nga xam ne mooy suñ cër mooy ñu wàccoo ak barrières yi wàccoo ak digle waa kër docteur yi bu ko defee ñu ñaan ñu bañ a yegg ci confinement total maanaam kenn bañ a génn sa kër ndaxte loolu dina métti ci askan wi dina métti ci nguur gi ndaxte ku nekk xam na ne koom bi dafa xaw a sooxe ci dëkk alors professeur man li ma la bëgg a laaj mooy laaj dëggantaan jaay la ndëkk mooy réalité mooy lan parce que xoolal prof bu fekkente ne nii weeru koor jot na xam nga genre joxe naa exemple bi waaw weeru koor jot na xam nga ni ku lekkul dee waaye bu weeru koor jotee doo lekk par force parce que da nga gëm parce que da ngay xiifal sa bopp maral sa bopp parce que da nga bëgg yàlla fay la waaw parce que waaw léegi la mooy réalité à côté de boo deful nangam ak nangam ak nangam waaw mais kii mën nga see loru waaw mais mën nga see faatu xalifa kii woor bu ko wóoruloon ne am na ndogu bu xam ne wóor ne yaakaar naa ne koor gi waaw mais moytu coronavirus am na suite bi mooy lan mooy gudd fan wala boog dund davantage waaw mais xam nga bañ a deewee si jàngoro ji au moins waaw xam nga boo déggee ñu ne réalité man wax naa la ko mu leer réalité mooy que koom bi dafa sooxe mais réalité est-ce que prof nekkul suñu bakkan est-ce que réalité bi du suñu bakkan waaw mais xam nga bëgg du suñu bëgg-bëgg waa xalif xam nga kon ñaar lay doon corona rey la wala xiif rey la waay bakkan day dem rek ba tey kon nag confinement boobu nañ ñaan yàlla ñu bañ caa yegg c'est vrai que extrême parce que boobaa corona du ñu rey waaye xiif moom moo ñuy rey xalifa réalité bi mooy ñi yor ñaari dépense wala dépense ñaari fan ba ñetti fan mën naa la giñe ne boo leen doon wëñu ci réew mi bariwuñu lool. yow li ngay wax noonu réalité matérielle la. loolu mooy man réalité culturelle laay wax. waaw mais lan la réalité culturelle di signifier. waaw ci situation bu ni demee. réalité culturelle parce que ngeen tey bàyyi nañ ko de.
waaw bàyyi nañ ko waaw mais jumaa yi sax bàyyi nañ ko. bàyyi nañ ko. waa léegi loolu lu muy tekkee ci réalité. waaw déglu ma rek xalif xam nga réalité dafay yaatu te bëri anam. bu fekkee ci wàllu culture bi xam nga nee naa la am na comportement yu bëri ñu ngi koy observer di ko dingat waaye culture moo ko waral parce que noonu lañ yàgg a nekkee noonu lañ ñu sax mooñaalee bu yeboon yi waaye ci benn côté boobu à côté de cette réalité culturelle muy feeñ ci ni ñuy comporté woo dafa am une réalité économique boobu laay wax ne même ñii ñu jiite xam nañ ne boo gisee ñu hésité pourquoi yéen réew yi amuñ ci benn sikki sàkka ñu ne confinement général total kenn génn xëy na am na ay seuil de pauvreté foofu waaye yeggul fii nga xam ni fii la yegg si xalifa bu fii boo fi defoon confinement total kenn mënta génn sa kër naan la boo moytul di nga am des émeutes de la faim man d'accord naa je n'exagère pas man d'accord naa si loolu man d'accord kon nag léegi ci réalité matérielle bi man réalité culturelle bi waaw moo posé problème mais looy woowee réalité culturelle finalement maanaam mooy li ngay wax si biir maanaam li ñu mooñaalee ni ñu nekkee li ñu miin li ñu miis waaw yow man loolu lay ooyee la réalité li ñu miis a dundee maanaam on a toujours fait comme ça on a toujours fait comme ça loolu suñ comportement la mooy joxante loxo bi mooy saafanto bi mooy jegee nag nga xam dañ jege muy ca jàkka ya muy ca marché ba muy ca boolu ceeb ba muy ca ataaya ba muy ca néeg ya mais bu dee taxawatee réalité boobu lu muy tekki waaw réalité boobu xam nga dañuy ñaax pour ñun ñu moytu ko waaye am na réalité boo xam ne da nga cee mënta dara mënoo ci dara mooy réalité bi ma wax boobu mënoo ci lenn xalifa loolu mooy li fi ne waaw muy loo xam ne données objective la ñu ñaan yàlla ñu bañ a yegg foofu nee la boo fa yeggee tëj lépp émeute de la faim ngay gis waaw sa ñooñu ngay kalee xaw ma si lay neeg ñoom seen man ma kalee ngomeen yeeg fayee neeg seeneen yi dañuy génn léegi def émeute de la faim daal di geraw ci mbedd mi daal di ne ñun kenn duñu confiné parce que amuñu lu ñu lekk loolu moom mooy réalité bi waaye li war kay mooy ñu fexe ñun ba bu ñu yegg foofo wàccoo ak li nga xam ne anam yi la kër docteur tëral ci ni ñu war a jëfee boo wàllante bi suñu biir du law boo yegg foofu parce que nag am na foo xam ne bu fa yeggee ala kulli xaal xalif boobaa dañuy tëju waaye bu ñu tëjoo itam nag duñu am lu ñu saxar mi te bu ñu amul lu ñu saxar mi tamit nee naa bu corona réewul xiif rey rek ba tey faatu lay alors ñu dem Toulouse c'est en France fekki fa suñu beneen jigéen muy Aminata Yade Aminata salaamaaleykum. waaleykum salaam. Aminata na nga def alors Aminata foofule ca Toulouse dajaloo ngeen ci ay kuréel moo xam kuréelu étudiant kuréelu stagiaire ak yeneen kuréel yu leen fekk see ngir sóob seen yoxu ci xeex bi loolu dinañ si dikk léegi si ñaareelu xaaju waxtaan bi mais li ma bëgg comme d'habitude mooy nga defal ñu rek le point de situation foofule ca Toulouse nga xam ni moo la dalal ca France. waaw balaa dara maa ngi siyaar ñëpp di nuyu ku ci nekk sa tur ak sa sant. ngeen jox seen wàccuwaay waaw comme ni ngeen koy gisee ci information yi rek donc en France en général dépassé nañ instant bi 100 000 personnes confirmées donc faut savoir que grand sud bi ak grand est bi ak Île-de-France ñooy parties yu gën a touché revenir à l'Occitanie donc mooy région bi Toulouse nekk comparé ak yeneen régions yi nous on est relativement tranquille on a à ce jour 5000 cas confirmés et 278 décès. fii ci communauté sénégalaise bi nekk foofu ci Toulouse la mooy nouvelle yi. pour l'instant franchement ñoo ngi sant yàlla amaguñu benn cas bu ñu informé. Et on a mis aussi en place des groupes WhatsApp pour prendre des nouvelles, pour jël nouvelles nit ñi de temps en temps, histoire de xam ku nekk ci lu ñu nekk. seen biir initiative boobu nan la sosoo ak lan ngeen si jublu. Pardon dégguma mën nga répéter. waaw ma ne. jël ngeen benn initiative ngir dugal seen loxo ci xeex bi nan la sosoo ak lan ngeen si jublu. donc initiative bi lenn la mooy association des stagiaires et étudiants sénégalais de Toulouse en collaboration avec l'association des travailleurs et travailleurs sénégalais de Toulouse et l'association les associations religieuses. donc ñoom on s'est dit que ni instant bii ni nit mbokkam la am situation bi soxla nañ donc suñu benn élan de solidarité donc
ubbi nañ benn cagnotte boo xam ne dañuy ñaax nit ñi jàppale seen mbokk yi donc jot nañ am lu ñu dajale donc objectif bi mooy def ay courses séddale ko ñi nga xam ne ñoo gën a nekk ci cas yi gën a critique. su ma comprendre da ngeen di jàppale ñi askanoo fii ci réew mi te nekk foofu la ci réewum France te nekk ci situation moo xam étudiant wala stagiaire wala ko xam daal demewul noonu trop. exactement waaw ci loolu la. très bien alors Aminata bu ngeen nekkee tugal Sénégal ak coronavirus bi certainement seen xel tamit dalul comme beaucoup ñi nekk bitim réew lan moo si seen gis-gis ak seen dénkaane. waaw en fait sa xel du dal ndax boo gisee ñun comme ni ko professeur doon waxee sànq par rapport à nos réalités nga dégg ni virus bu mel ni egsi na Sénégal wax dëgg fa yàlla sa xel du dal mais boo gisee ratio bi entre le nombre de cas confirmés ak le nombre de cas guéris sa xel day dal un peu ci par rapport au travail mené par le personnel de santé donc di leen ñaaxaat bu baax ku nekk jël say précautions et respecter mesures de sécurité yi. kon ñu ngi lay gërëm di la sant Aminata Yade te di ñaan suñu borom jàppale leen ci élan de solidarité boobu nga xamante ni tàmbal ngeen ko ñu ngi lay gërëm di la sant professeur ñaari mbir élan de solidarité étudiant ak stagiaire mais également ba tey même conseil les réalités gis nga le mot revient. waaw le mot revient. moo tax man réalité jamono ji daal ub na sama bopp. waaw yow moom xam naa ne réalité yi xaw naa ub sa bopp waaye da ngay ñuy nangul rek fi ñu ko teg. mu nekk réalité économique. mais dañuy rafetlu li mu wax te di gis ne. ba léegi ñoom soriwuñu seen culture. ndaxte culture de solidarité boobu xëy na fii la jógee. parce que dina jafe ci ñële nga dégg ñu réagir noonu. parce que plus ou moins société individualisée la où l'individu est un peu plus ou moins. laissé à lui-même du jugement de valeur mais nekk nu ñooñu la. kon nag ñoom bu léegi ñu ngi wane ne réew mi ñu jógee. réew bokk la réew jàppalante la dimbalante la ñu koy rafetlu surtout boo xam ne mu ngi jógee ci ay ndaw ñaax bi mu ñaax itam am na solo lool ndaxte ñoom bu ñu nekkee fële dafa am noo xam ne noonu la ñuy toogee. dañuy am tuuti njàqare ak tiitaange ndax xam nañ sàggante nga baal ma ci wax ji bi ñu bàyyi fii ci seen réew boo tax ñuy am tiit waaye mën nañ leen dalal xam ne réew mi fi mekk ñi ci ëpp seen xel xam na li fi xew te kam nguur gi mu ngi def lim ci mën ñu profité sax ñi nga xam ne mooy waaye kaaraange takk der bi xalifa ñu ziar leen di ngeen di gis ci tali bi mu sedd lool metti lool xamoo ndax regg nañ xamoo ndax poos yi dara nga ci wala dara new ci wax dëgg yàlla ñu taxaw di ñu aar seen liggéey rafet na lool kon bu ñu gërëmee personnel de santé bi waaye kaaraange yi takk der yi war nañ leen tam delloo seen njukkal ndaxte ñoom ñu ngi ci mbedd mi ba bët set jubluñ ci leen dul sàmm ñu aar ñu wax dëgg yàlla absolument bu ñuy wàccee di bi dañuy alkaati yi moo xam policier gendarme yi ak militaires yi soldats yi ñoom ñëpp ñu ngi si mbedd mi ñu dem ba si biir kër yi nag anam yi nga xam ne noonu la ñuy dundee coronavirus waaye surtout couvre-feu bi nga xam ne coronavirus bi dugg ci réew mi moom moo ko jur. dem ci biir kër ya fekki askan wi ak ni ñuy dundee couvre-feu bi ci jamonoy coronavirus ji. waaye ci kanam tuuti rek bu soobee suñu borom. fi ñu ngi suñu biir kër yi tëju sangu la ñuy def togg lekk tëddaat tëju surtout ñun waa Italie suñu balcon yi lañuy taxaw amuñu jëmukaay amuñu fu ñu dem mënuñu génn mënuñu dem fenn teena ni ci def seen li ñu bëgg a def yépp seen programme li ñuy ñaan daal mu gaaw fi jógee ci jàmm ak salaam daal parce que lii moom xam nga toog ci kër moom mooy loolu jëmul kër mais ñun moom dunduñu ko dund bu neex moom franchement ñu ngi suñu biir kër yi tëdd moom mooy loolu metti na trop daal na fi gaaw jóge ci jàmm nit ñi nekk ci seen jàmm moom waaw. waaleykum salaam wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu yéen waa ITV maa ngi leen di delloo nuyoo bu baax a baax man Cheikh Ibrahima maa ngi leen di nuyoo fii ci diwaanu Mbour couvre-feu bi day wax dëgg fa yàlla xawuma ci lenn lu dul toog sa kër nag bu 20h jotee ndax wolof day faral di lépp ne mbedd mi mbeddum buur la te buur nee na nu toog suñuy kër nu toog suñuy kër rek waaw
waaw te garmi yëpp nga ci biir kër yi nag ku xam sa bopp ku ne xam sa bopp ci jaamu yàlla la bokk waaw xam sa bopp ci jaamu yàlla la bokk te baadoo la moom du yóbbu gàcce te tàbbiwu ca ñii ñuy duma ci mbedd yi mën naa ñàkk kon nañuy toog ci biir kër yi waaw man nag bu ma nekkee ci biir kër yi ni ma koy dundalee mooy jàpp ba sell bu ginnaaw timis jotee fay samay téléphone jaamu yàlla wéetal yàlla sant yàlla ba guddi gi xaaj waaw di ci fas nag waa réew mi yëpp yàlla na leen sama borom defal jàmm képp ku tawat yegsi ci yow yàlla na sama borom fëgg sa bopp nga jug ku mu yegseegul ci yow it yàlla bu mu yegsi ci yow te di leen ñaanal bu baax a baax yéen waa ITV yàlla na leen sama borom may ay ndami ndam amin jaa ngeen jëf. maaleykum mbokk yi ñuy seetaan maa ngi tudd Absa Anne di ndongo buy jàng wàllum tasum xibaar jamonoy mbas lañu nekk ba tax daara yi daal di mujjee tëj ndongo yi toog seen kër ngir mucc nag ci yaafus gi nga xam ne toog sa kër mën na koo jur li ñuy yittewoo mooy nekk ci waañ wi ak it di gëstu ci suñu wàllum njàng ñuy ñaan suñu morom ñu jëfee li ni mel te itam di ñaax ñi nga xam ne mënuñoo bañ a génn seen kër ñu jëfe digle yi nga xam ne waa kër docteur digle nañ ko ngir mucc ci feebar bi di coronavirus. Abdoulaye Pouy maire bu Mbao la ñuy fekkiwaat laata ñu koy yeewi Abdoulaye Pouy Obama moom la ñuy fekki asalaamaaleykum monsieur le maire. aleykum salaam mon ami. alors monsieur le maire ñu dellusiwaat si ñaareelu xaaj bi li ma lay jëkk a laaj jamono ji mooy. Eh bien ñu ngi waxtaane lu bari mbirum distribution ndimbal gi ak yu ñu demee en tant que maire la moo ci sa gis-gis ci si jot yi ngi si jot a dégg yëpp. waaw mais xam naa ne damay nuyu professeur bi nekk sa wet d'abord professeur Diouf parce que tey am nga problème bu rëy. discuter ak professeur bu toll ni moom xam naa ne du yomb. li ma la mën a waxal mooy moom réalité fi mu ko teg mooy ci mbirum lekk gi ma koy wax nag faye ni ñu ngi koy dégg na def ndànk mais toute façon le corona aussi c'est une réalité. Oui. alors li ma wax léegi ci benn télé buñ ma invité woon pour vous départager ma ne leen ne corona am na ñaari jikko ya nga xam ne bëgg nañ ko si nit ku baax. muy corona mandu na corona am na fulla. mu ne ma lu tax nga wax loolu mu ne parce que corona moom su ñëwee xàmmewul ministre xàmmewul président xàmmewul premier ministre xàmmewul maire xàmmewul journaliste. corona daal moom boo leen dajee yoon daal am na nooy def mu sa kaw xàmmewul kii ñëpp la boo ko yemale. donc loolu ci xeeti mandute la si mission bi ngay dox nga yemale ci ñëpp. beneen bi mooy am na fulla ju toll nii soo ko ñàkkalee fayda mu wan la boppam. bon nag réalité ñàkk réalité la seule réalité qui vaille aujourd'hui c'est le corona. mooy réalité bi taxaw ku nekk nag. na xool na lay def ba mucc ci te xam nañu lii consigne lan la joxe bon nañ ci bàyyi xel donc man ma discuter professeur parce que moom xam naa ne sonn nga loolu si discussion bi. mais loolu la non man nangu naa loolu sax. oui. waaw sa question bi que ne. waaw distribution bi nga xamante ni nguur gi naal naka jëme ci askan wi en tant que maire yow la mooy si sa gis-gis. par rapport ak yi si jot a dégg yëpp ci ay cooy yu ni méngool. te tàmbaleegul sax fa xam nga des fois nu ñu koy waxee rek chaîne bi ñi ciy dugg mooy bari. fa muy commencé ba fa mu yegg lu ne xaj na ci. mais damay wax gars yi tolloo nañu fi mu nekkee nii kenn ku nekk na jàpp ne mu ngi tim bàmmeelam. ndax li ñu nekk amul kenn ko mën a waat ne man day dinaa ci mucc. amul kenn ku mën a waat ne man mi si man la jëm. donc ku nekk rek ne jàpp ne bu mu jàpp mukk na l'enfer c'est les autres. bon lii ñuy nekk nii di ko dund nañ si fexee def lu baax dimbali ci askan bi. donc président de am na yéene bu baax mooy nit ñi de mën na am seen activités yañ doon def mënatuñu ko def na mu waree mën na am seen ay revenu dina wàññeeku naa xool nan laa leen di dimbalee te dimbal bi aussi bu ñu jàpp ne vivre yi rek la. parce que ña doon liggéey te mënuñu liggéey usines ya doon dox te doxuñu nañ waroon doxee nee na gars yi bu kenn dàqati am na ko nga xam ne yitteem mooy moom fa mu doon liggéey na fa des nee na gars yi bu kenn dàqati kenn te am na prix bu mu def ba tax tey kenn dàqatul kenn. bi ci des mu ne ñiy toog ci kër yi nañu xool na lañ di accompagner ay kooku su jëlee loolu yëpp def ko mu jëm ci askan bi ñun ñi ma war a rogalaat si ñun ba yegg ci askan bi li lay war a suuli nañ si xool yàlla xool ci ne kat. lu mu ñi koy jël ñëpp am lu ñu siy def wala lu am lu ñu ci bëgg wallaahi ku ci nekk denc na dépense ñaari fan te sa ña mu jëm mën na am denc ñu dépense benn bés bu mu leen di fekk. bon nag nañu fexe mu yegg fa mu war a yegg ni ñu ko tracé daal leer na ñun daal am Mbao le sous-préfet ma koy saluer Medoune Mboup am na lu leer lu mu teg
muy comité arrondissement bi mu teg mais aussi comité communal yi ak sous comité yi nga xam ne moo nekk ci quartier yi fu nekk am na ñu fa war a nekk ay sensibilité yu bokkul yoo xam ne su ñëwee dinañ toog saytu mbir mi ne nii la toll ñan la président ciblé ñu ne ñii la fan la war a jëm ñan ñoo gën a nekk ay nécessité ñii la ñu ne nañ àndandoo fexe mu dem foofu donc suñu ko defee rek comme nañu ko bëggee yaakaar naa problème warut a am fenn ndax kenn ku nekk dund na ay at te gisul lii li ñuy wax ne li bay dundee ba sax sëkkam mën na koy dundee ba xëy wuy ji boromam tey yaakaar naa mën na cee bañ a ñaaw donc loolu tey moom moo fi taxaw di wax ñi ñëpp nag nañu yokk rek taxawaay ba du metti ci kenn ndax ku nekk bu defee la mu war a def du métti ci kenn moo tax le sous-préfet bi nga xamante ni moom moo nekk à Thiaroye médecin chef bi nekk district Sicap Mbao mais aussi ki nga xamante ni mooy la gendarmerie ak service d'hygiène ñun de fii am na taxawaay bu ñu taxaw ba nga xam ne franchement on se sent rassuré par rapport ak nu ñu war a taxawee nu ñu war a encadrer ak nu ñu war a jàppale donc daal ku nekk rek na jouer son rôle moo tax ñiy wax naan des fois je me dis que warul jaar ci maire yi ne la les maires ont toujours assisté les populations moo xam tabaski la moo xam korité la moo xam dëj la moo xam ngénte la moo xam mariage la lu manti xew rek la première autorité bi taxaw c'est les maires donc les maires n'attendent pas ça pour vivre tey soo xoolee bi ñu ne am na scandale fañ ko séentuwul fa la jege ma ne gars yi nañ dellu sa suñu xel ñu xam ne lii ñuy jox nii tey dafa am lu tax mu jëkk am ñu koy xaar te loolu dañ ci yaakaar lu bari nag donc nañu fexe daal mu yegg fa mu war a yegg donc loolu daal Khalifa jox nga ma occasion dinaa ko wax di sant le président mais di sant aussi suma patron muy Jean-Maxime Simon Ndiaye bi nga xamante ne moom laay liggéeyal ma nekk conseil spécial président boole ma ak moom au niveau du secrétariat général du gouvernement mu autorisé ñu lii mais aussi ñu nangul ñu ndax bu ñu bëggoon chaque jour ñuy ñëw toog suñu bureau comme nañu ko doon defee te population bi dañu xaar pour ñu mën leen taxaw mën na am liggéey bi dina metti si ñun waaye ñun ñu nekk maire xaw nañu ko yéwénal ba tey ñu mën a taxawal population bi donc moom mi nga xamante ni moo nekk foofu di SGG ñu ngi koy nuyu mais aussi di ko jaajëfal ak ñu ñuy liggéeyandool ñëpp au niveau du secrétariat général du gouvernement mais aussi mon ami l'ancien PM tey nekk secrétaire aussi toog ci wetu président Mouhamed Abdallah Boun Dionne ñu ngi koy nuyu moom aussi di wax ne président na xam ne en tout cas les maires ak toute la population li ñu war ak suñu rôle ak suñu mission muy opposition muy ñëpp mooy taxaw jàppale ba askan bi mën a sauver ci lii te nag dañuy wax ne yàlla bëgg nañu bon nañu bëgg suñu bopp ndax ñun ñoo demarandoo ak Maroc même jour le 2 bi ñu amee benn cas si la Maroc amee benn cas bi ñu tollee 100 et quelques Maroc mu ngi toll si 1000 bi ñu tolloo tey naan 300 Maroc mu ngi toll si 2000 et quelques bon tey am na liggéey bu ñuy liggéey ba foofu li lay war a sori liggéey boobu ñu liggéey ba tey bu ko dara yàq nañ ko continuer si union des cœurs et des esprits ba ñu mën a mucc si di taxaw suñu wet très bien alors monsieur le maire ñu ñëw si Mbao xam nga Mbao sab gox Mbao ana Mbao mooy ban gox nan lay ràññeekoo si biir Sénégal digganteeg yeneen gox yi parce que bu ñu nee Mbao man su ma nee Mbao rek sama xel si Sekk Mbao lay dem Sekk Mbao waaw xam nga bu ne Sekk Mbao moom dama xamul ndax Sekk Mbao chanteur ngay wax wala Sekk Mbao président assemblée. Sekk Mbao am nañu ay. man Sekk Mbao wala Sekk Mbao maire de la ville ah. Sekk Mbao a mën a rafet mën a rafet nu mu ko a rafet a mën a fecc mën a bay ba say doom a ma mayoon daaw fi seen ba sa bërëb géej. ba sa bërëb géej waaw. ndeysaan kooku aussi vraiment mu doon ba kuy porter flambeau bi drapeau Mbao fu sori. ñu di ko nuyu de passage ak yeneen sekk yu ma lim yëpp ak képp ku dëkk Mbao aussi newoon ci waar wi tey yàlla natt ñu nekk ci Mbao nag comme ni nga ko waxee alors nekk na dëkk ba nga xamante ne mu ngi ci biir Dakar bokk ci département de Pikine suñu wax ne tey moom moo yor caabi Pikine moo koy tëj moo koy tijji ndax sooy dugg Pikine yaa ngi jëkk daj Mbao ndax mooy commune bi ngay jëkk daj sooy génn aussi Mbao mooy commune bi ngay mujjee pour génn Pikine dugg Tëngéej donc mën naa wax ne mooy yor caabi Pikine alors moo tax muy dëkk ba nga xamante ni alors c'est ay village traditionnel ñoo ko sos ñiy wax ci mag ñuy wax ne vers 1444 fekk na mu ngi fi donc y a quelqu'un qui disait dans un livre qu'il a lu bu Christophe Colomb bindoon di wax ne il parlait de Mbao sans dire le nom de cette plage des cocotiers et tout ça
donc mu nekk la nga xamante ne mag ñëpp li ñuy d'accord ne mooy dëkk bu yàgg la ñi ne moo jiitu ci Cap-Vert à part Kounoune donc yooyu yëpp wax nañ ko ci soo déggee ñu ne gisuma la mbaaw ay historique la lu bare bare moo tënku ci biir tey nag ñu nekk fii mu nekk benn commune de 20 kilomètres carrés ñuy wax 100 000 wala 120 000 habitants mais ñun xam nañ ne dépassé na 150 000 habitants c'est tey benn commune bu mag la mu am nag 4 localités yu ko bokk muy Petit Mbao Grand Mbao Kër Mbay Fall ak la ZAC de Mbao donc mu doon lu rëy parce que te day gën a yokk parce que rien que la ZAC de Mbao si elle est pleine elle va faire 250 000 habitants donc mu nekk lu rëy tey mu am un lycée am 6 CM am 5 postes de santé donc am 4 marchés donc am stade soo déggee yooyu rek nga xam ne si ville yu mag yi fa lay am boo déggee sous préfecture tey mu ngi au niveau de Mbao même l'inspection départementale bi mu ngi jëm dafa war a ñëw Mbao donc yooyu yëpp soo ko déggee mooy on a tout ce qu'il faut pour être une ville mais tamit on a une mer et une plage ba nga xamante ni tey chance la su ñun mais un marigot ba nga xamante ni ñuy woo état ñu gën ñu si jàppale c'était un don de Dieu mais dafa war nekk avantage su ñun mais pas mu nekk inconvénient. ak wàllu industrie bi ak wàllu industrie bi aussi am solo la. wàllu industrie bi aussi. waaw dinaa ci ñëw léegi. parce que je disais tout ce que nous avons une forêt classée qui était 711 hectares. mais xam ngeen ne terre bi jàll na fi wàññi ko autoroute à péage bi jàll na fi wàññi ko mais la forêt classée toujours là. La Jeune France industrielle de Mbao yaakaar naa ñëpp dégg nañ ko même si administrativement jéem nañ ko dugal ci beneen commune ce qui est un peu bizarre mais tey ñu sës aussi on a une pollution mais aussi les retombées des fois mu jëm feneen. donc ñuy woo ces usines ces industries qui sont en Mbao avec toute la pollution qu'il faut des fois ñuy mën a gestu donc askan bi nga xamante ni ñu ngi nekk à côté bon mu nekk benn multiport ba nga xamante ne tey Mbao dëgg la ay Lébu la woon mais tey Soose yaa ngi fii Joola yaa ngi fii alors Saalum yaa ngi fii Pël yaa ngi fii donc tey benn métissage la ba nga xamante c'est extraordinaire ñi seen papa bu sante Ndoye seen yaay sant Ba wala Sow wala ainsi de suite wala Faye wala Diouf donc mu nekk Mbao dëkk ba nga xamante ni ñun bi ñuy ñëw on avait trouvé un budget de 270 millions qui était recouvré à 138 millions mais nous l'avons amené maintenant à un recouvrement de plus de 1 milliard on est à 1 milliard 600 ñu koy recouvrer donc mu nekk un grand bond ba nga xamante ni moo ñu permettre alors ñu mënoon fexe bu école tijjee sur les 12 écoles les 8000 élèves ku nekk jox la sac defal li ci war mu permettre ñu ASC les 26 ASC li ci war yëpp ñu mën leen ko defal alors ubbi ay poste de santé alors taxaw ci ay mbir yi nga xam ne dafa jëm ci population yi ay financement jël les délégués de quartier en charge plus de 75 délégués de quartier donc xam naa le temps ne permet pas absolument parce que Mbao am na richesse yooyu yëpp am na richesse yu bari bu ñu xoolee sax yéen a moom Moussa Touré mi nga xam ne kenn du ko présenté tey ci monde du cinéma ci Sénégal ak si àdduna bi mu samp fa festival bu rëy boo xam ne plein air lay doon at mu jot loolu tamit lu am solo la foofu am Mbao ñu koy defee Mbao waaw donc muy si côté culturel comme ni nga ko waxee alors dafay ñëw defal ñu ay mbir yu rëy ba nga xam ne Mbao day nekk benn destination ñëpp di fa ñëw ñu koy sant di ko gërëm Moxtasiru ay gars yu rëy yoo xamante ni tey ñu ngi dëkkandoo ak ñun alors le feu Mbay Ndooy kii nekkoon ak ñun alors beaucoup de gars yi nga xamante ni tey yàlla def na ñu ngi dëkk sa Mbao mais boo gisee toujours dans la culture on a même installé les grandes manifestations muy les régates de Mbao yi nga xamante ni tous les villages lébu bu jotee dañuy converger vers Mbao yaakaar naa bi passé ñëpp témoigné c'était un événement grandiose ba nga xamante ni en tout cas laaj bi may faral di laaj maire yi balaa ma lay bàyyi mooy Mbao lan lay ràññeekoo si Sénégal xëy na su ma delloo si way wa sax du jar ma la koy laaj mais am na solo waaw xam nga soo ne lan lay ràññee ko day dépendre sa fa ngay waxee rek ndax xam nga ni su fekkee ci côté sport la ñu fi yàgg xam nañu modèle de Mbao Jalaro yi mu fi def su côté bu dee ci côté régate la xam nañu ne ci foofu sport toujours régate et culturel xam nañu li ñu fi def ci côté régate surtout ci 15 yi ñëpp xam nañu lu ñu fi def ci wàll woowu mais côté culturel aussi ñëpp xam nañu mais historiquement ñëpp ñu ngi dégg ñu naan gisuma la Mbao alors loolu tey am na ñu xamul fu Mbao féete
soo ñu gisee yenn situation ñu ne gisuma la mbaaw dinaa la ci may tuuti parce que soo dégg ñu ne gisuma la mbaaw Khalifa tu le dis jamais à quelqu'un qui est dans une bonne situation da ngay xool koo xamante ni il est dans de sales draps nga ne ko gisuma la mbaaw ça veut dire que tu es contraire à ceux qui sont à mbaaw donc il faut aller voir ñi nekkoon en mbaaw comment ils sont gisuma la ci ñi am ngëneel gisuma la ci ñi nekk ci ngëneel gi jamono ji ci ngëneel ba muy am ñaar ndax géej gi macha allah amoon na jën tool yi nangu woon na tiir yaa nga fa woon lépp amoon na fa ñu fay bay ceeb dafa bay pataas si seen i ñu ngi may dégg lépp la nga xamante ni soxla woon nañ ko pour un bien-être amoon na fa donc boo nekkee ci condition yu neexu ñu ne gisuma la mbaaw mooy c'était contraire à ce qui était à mbaaw ñeneen ñu ne c'était le rendez-vous des Lébu c'était le rendez-vous fañ daan fasale bi defee lépp les dignes personnes yi nga xamante ne fa lañ daan daje nas li ñuy nas génn te ku fa jege doo war ku fa jege rek comme ça fekk boo fa jege on avait da ngay nekk une personne digne de confiance donc soo melee neneen ñu wute ak ñooñu ces gens dignes de confiance ñu ne gisuma la mbaaw mooy ñen nekkoon mbaaw di décider di nas te kenn warul sa morom yow de bokkuloo ak ñooñu donc mooy interprétation ñi waxe ki nii ñi la waxe ko ne le mais boo déggee ne gisuma la mbaaw mooy ça veut dire que mbaaw jouer un rôle extraordinaire donc dans Cap-Vert et même dans le Sénégal parce que ñi bokkoon sur les 4 communes yi nga xamante ne dañ leen considéré woon comme des citoyens français si lañ bokkoon ñu joué woon aussi un rôle très important donc si identité mbaaw si la bokk mon ami. jërëjëf monsieur le maire Obama ñu ngi lay gërëm di la sant Abdoulaye Pouy di la gërëm ci leeral yooyu nga xamante ne indil nga ñu ko ci wàllu ko mbaaw ci ndax ni ma ko waxee sànq c'est que mbaaw wayam woowu c'est historique kenn du ko fàtte bi mu ne waa ji la tax ma la bay timaate yaa ma dugal si toolab timaate ba doon man rek ma yem si ma gaal gi loolu day lébu la dégguma ko mu ne la tax ma la bay timaate ay na ma dugal si toolab timaate ba doon man rek du ma si dugg xam nga ma gaal gi doy na ma xam nga Seck mbaaw Seck mbaaw dafa am benn xale bu jigéen bu mu doon waxal beneen histoire la mu fekk ñuy def ñu koy defal jamu allo jamu ñu koy defal jamu tuñ léegi nag muy laajte kan la ñuy jamu fii temps yooyu jamu benn histoire la woon ñu ne diw la alors lui il connaissait la fille mu nekk nga xamante ni ku baaxoon si moom di ko toppatoo di ko defal lu bari bi góor gi dawee dugg ci biir fekk mu tëdd di jamu ñu di ko wayal e bàjjana ma ñëpp toog su la ko wax mu nekk xàmmee naa la mu nekk yow mii da nga rafet da nga baax yow mii yaa ma joxoon dërëm mooy le franc symbolique sa bërëb géej mais aussi da doon dem ci tool yi mu nekk yaa mën a bay bësi doom bay bësi nag du ñëpp ko mënoon góor mooy bay bësi ba mu dégg ne xale bi mooy am jamutuñ ba mu dawee dugg ci biir moom la ko taggee a rafet a mën a feccee nu mu ko waxati sax mën a bay bësee doom a rafet a mën a bay bësee doom ama moyoon daaw dërëm ba sa bërëb géej voilà donc noonu la ko waxee c'était toute une histoire quoi jërëjëf ñu lay gërëm di la sant monsieur le maire di yaakaar rek ne fileeg lu néew xale yi dinañ ko jël wayaat ka gën ko méngale ak jamono waaw way di ko rendre hommage ci moom laa mos suñu njëkkee dégg Seck absolument ñuy profité également di nuyuwaale suñu ndijaay maxu lébu gi moom it ca caaro yi ndaanaan la waaw kay alors professeur dafa am balaa ñuy àgg ci xalaatu askan wi ponk bu mu am solo bu maire bi yëkkati mu ne mbir mi képp koo xam ni sa loxo dugg na si nga bokk séddale bi na la bir ne wala nga xam ne wala nga jàpp ne yaa ngi taxaw ci sa bàmmeel dëgg la je pense que interpellation bu doy waar la waaw boo xam ne bu ñëpp taxawee ni coow li du ko jar en réalité waaw man damay dégg coow li mais daf may xaw a gêner tuuti parce que yàgg naa di wax naa la ko fi lu jeex man damay rafet njort daal parce que am na loo xam ne aussi dafay mel ni yow da ngay jàpp ne yaay ki baax ñi la ñooy ñi nga xam ne ñoo ñi bon parce que situation bi fi mu toll nii lu waay nga baal ma ci wax bi mën a lu xóor lu mu dëng lu mu mën a luubal man rafet naa njort ne lii moom wax dëgg yàlla du ci war a bokk te itam loxo yu ñu koy teg ay loxo yu sell la kon nañu rafet njort rek wóolu wante suñu biir parce que bu fekkee dañoo nekk nag te wóoloonte suñu biir wax dëgg yàlla bu ñëwee ba tasaaroo ku nekk nga xool noo demee waaye damay dellu rapidement ci réalité li ma interpellé xam nga dafa nekk corona mooy réalité mais réalité la boo xam ne problème la comme problème la dafay laaj solution waaye Khalifa solution bi problème bi di laaj dafa wéeru ci ay réalité waaw loolu dong la ñaari réalité mu am réalité culturelle mu am réalité économique parce que dafay am loo xam ne vue de l'esprit la maanaam nga ne lenn dong nga fi nekk moom mooy corona ok
waaye corona bu fi nekkee ñan la fi nekkal réponse ba ngay jox maladie ba pandémie mais Khalifa du benn ba ko chinois ba di jox ba ko italien ba di jox ba ko coréen ba di jox politique de communication ba du nekk benn mais lu ko waral Khalifa c'est la même réalité mais qui apporte des réponses différentes pourquoi parce que s'adossant à des réalités sociologiques culturelles économiques loolu kenn mënu coo gëmm boo ci gëmmee sa paj day mucc fii mënoo fiy teg discours purement scientifique xam nga lu tax nous ne sommes pas une société savante pénétration science bi newul un phénomène de masse comme na nga koy gisee feneen gis nga fii boo fi buggee yemale discours bi ci science bi rek tu passes à côté de ton effort de communication parce que muy man muy keneen dina dem kër docteur mënoo fexe ba nga dindi ci bopp sénégalais ne maa mën bii moom xamul dara dina naan dina diw dina sangu dina raayu mais ndax sa politique yow culturelle wala de communication day def l'impasse ci loolu rek daal di ne daal kii ma janool mu ngi mel ni aw japonais laa janool wala américain déet waaye Khalifa na kon loolu lay wooyee réalité absolument nañ ko sóoraale non d'accord nañ waaw te loolu dafa xam nga li mooy la mooy si dal xel comité bi nga xam ne mooy comité de gestion des épidémies absolument dama seetlu ne si surtout ñu dem sur le terrain dañ si dugal ay socio-anthropologues très bien ñu prendre en charge waaw li nga xamante ni mooy réalité dëgg la parce que communication de masse ni ma ko fi waxee dafa am ñu ko moom te boo déggee communication de masse rek mooy dafa am nu ñu war a waxee nu ñu war a waxee nag dafa am lu ñoo xam ne lu ñu war a sóoraale ci wax ji mooy loolu dong xam tigi jàngoro ju benn la waaye fajtali du benn kon waa Sénégal seen ab télé ngo 33 824 88 06 numéro boobu miin ngeen ko ñu jël suñu téléspectateur bu njëkk mu indi xalaatam ci wax ji ci réalité yi asalaamaaleykum. waaleykum salaam. ana fooy wooteeg noo tudd sëriñ bi. waaye Khalifa man la Amadou Ba maa ngi. naka. Amadou Ba yëmbal. Amadou Ba yëmbal. waaw. ah Ba naka def. sant yàlla. waaw baax na ñu ngi lay déglu. waaw mais ñu ngi di nuyu baax di rafetlu liggéey bi. jërëjëf Ba. waaw chaque soir ñu leen di suivre. ba tax na daal xam naa ne ñu ngi leen di encouragé aussi bu baax a baax yéen ñi nga xam ne yéen a féete ci wàllu communication et puis ak sensibilisation vraiment. ñu ngi koy rafetlu surtout sa émission démb bi ak la dernière fois parce que démb dañoo interpellé mooy maire bi ñëwoon démb maire Gueule-Tapée Fass Gueule-Tapée. waaw dañ ko interpellé barki démb yow nga andi ko démb loolu mooy defar quoi parce que nit fii kuñ fi interpellé ku ne rek da nga war a def na tuuba andi ko loolu moom dama la fi remercier bu baax a baax quoi. jërëjëf. parce que dañ koy interpellé la dernière fois ñu ngi suivre émission bi après yow nga fexe andi ko moom mu expliqué yow et puis noonu la war a demee ci autorité yi. absolument parce que ñoom tamit waaw ñoom bu ñu interpellé bu ne askan wi interpellé dañoo war a ñëw fii leeral ko lan lañ nekk. waaw ba tax na ñun comme que transport bi lay jël man li ma ci gën a intéressé transport bi Khalifa ci la bokk. waaw parce que transport yi urbain bi war nañ ko xoolaat. transport bi moo ko andi. waaw dégg nañu le secteur de Dakar bi leen arab mais gis nga car rapide. non Khalifa car rapide mooy Dakar diggante Dakar ak banlieue bi gars yi war nañ ci taxaw. car rapide yi xoolal agent yi leen war a régler kenn réglé wu leen. Khalifa loolu dafa metti ci xool mais kaar yi tataay ñu ngi jéem a gérer di ko jéem a respecté Ndiaga Ndiaye ñu ngi góorgóorlu di wàññi parce que ñun yooyu la ñuy jël mais les car rapides seen trait dafa ba ñu fees te bu ñu ñëwee am na fu ñu jaar ak agent yi mais loolu fan la loolu Khalifa il faut ñu jóg ci waaye du dëgg de Sénégal mais il faut ñu jóg ci loolu mais car rapide dañuy yëpp ba fees ci tali bi di am na ñu defal ñoom di dem mais loolu mooy lan jërëjëf Amadou le préfet dafa war a préfet yi ñi nga xam ne ñooy chef ci tali bi lañ taxaw ci loolu parce que car rapide yi ñoom naaw ñu def yu fenn ci yoon bi lañu jaar di jëf seen oto yi ba mu fees te ba pare kenn mënu ci depuis léegi mais non Khalifa loolu il faut ñu taxaw ci quoi kon problème car rapide moom vraiment jërëjëf Amadou professeur beneen réalité bu Amadou Ba wu yëmbal wax mooy car rapide yi waaw car rapide ak transport yi de manière générale way waaw loolu suñu ni ñu ko waxee suñu ñàkk a wormalte rek suñu biir la parce que du préfet vraiment du alkaati du gendarme ñoo mën a taxaw ci 100 mètres yu nekk naan wàcc leen yéeg leen am na loo xam ne ñun suñu biir la kon nañ koy jombale way allo salaamaaleykum asalaamaaleykum allo salaamaaleykum
salaamaaleykum salaam wa rahmatulah. ana fa wooteeg noo tudd. man maa ngi tudd Mouhamed Diallo. Mohamed Diallo. waaw. alors Diallo fooy wootee. maaleykum salaam. allo waaw waaw Diallo téléviseur bi moo lay perturbé bu dee wàññi nga ko dina gën a yem. maaleykum salaam. maaleykum salaam wa rahmatulah. waa Diallo waaw alors fan ngay wooteeg noo tudd. Khalifa. oui Diallo. ñu ngi leen di sant di leen gërëm. jërëjëf Diallo. tey nag moom dama ne woon sax du ma dugg rek. parce que li fi am yëpp waxoon nañ ko ñu topp ñu ŋàññ. oui. professeur. maa ngi koy nuyu. maa ngi nuyu professeur. oui mu la ñu ngi lay fay bu baax. waaw di ko nawloo aussi parce que dama daan dem ci ay conférence yi mu daan def. le plus souvent à l'université comme à Sorano. mais tey moom d'accorduma ak moom. waaw d'accorduma ak moom à la mesure où Sénégalais mënuñu dajale seen xaalis. jox ko pour ñu dimbali nit ñi am ay borom doole yu nga xamante ne ñu ngi ciy jaar di ci def naka su dul noonu. ah je pense pas que malentendu yi am na. malentendu alors professeur pour nga repréciser parce que je pense que comprendre lu baax li nga wax. non sama sëriñ waxuma loolu de dama ne. ne comme amagul benn luuxóor buñ ci gis. ñu rafet njort ne. yiw gi ne ci yaakaar ne mu ngi ci yow ne ci man ne ci Khalifa. ñu yaakaar ne mu ngi ci ñooñu. rafet njort ne anam yi nga xam ne moom lañ ko war a séddalee. rafet njort ne dinañ ko séddalee noonu. man noonu laa waxee ñu am ci yaakaar rafet ci njort loolu de laa wax. jëmuma ci affaire séddale bi. ci lan ngay wax noonu. ci ñi ci tudd. ñu waroon nañoo jombale seen bopp di jël alalu Sénégal. di ci wut xaalis foofu laay waxee xëy na foofu lañ ñàkk a déggoo. lan ci. oui mais c'est la même chose nee na si ñi nga xamante ni jomb ñu jël alalu Sénégal di ko def seen bopp mais c'est un peu la même chose. waaw d'accord. c'est un peu la même chose. ñooñu ci tudd man loolu laa defoon ni nga ni ci wax. gis nga Khalifa. tey gis nga confinement bi ñuy wax nii. oui. un maire qui se respecte bu wax population ñi toog kenn du génn. mais population yi dañoo gisatul seen bopp ci seen maire yi. xamuñu seen maire yi xamuñu seen préfet yi xamuñu seen gouverneur yi. mais sa kilifa boo ko xamulee. nan lay taxawee ci ay rajo ki télé journalistes yi wër ko mu naan confinement. nit ki da ngay ñëw ci biir quartier yi def ay sensibilisation. xamoo sax di taxaw ci kaw comme nit nekk comme président di wax ak nit ñi di la gis xam ne yow yaay kilifa dëkk bii. gannaaw président de la république yow yaay maire gannaaw président de la république yow yaay préfet. yow yaay gouverneur. ok yaa am na région yi nga xam ne ni population bi xamuñu seen gouverneur. mais Diallo boo seetloo. boo seetloo ñox yéen ñu ngi fexe maire yi gën a jege seen ay gox. gën a jege seen ay population di waxtaan ak ñoom. ku mel ni Barthélémy Diaz. oui Barthélémy Diaz et bien d'autres. Bon, ce que je suis en train de dire attendez ce que je suis en train de dire mooy par exemple ci ànd xeex corona bi ñu séq ñun ñëpp. ñu ngi fexe bés bu jot benn maire ñëw wax ak aw askanam. ñu miin ko bu fekkente ne daawul dem si ñoom comme ni nga ko waxee eh bien dinañ gis xar kanamam mu janoo ak ñoom wax ak ñoom gën a miineel ab koñam wala ab goxam ak waa Sénégal te comme ñu ñëpp ay gor lañu. lu ñu wax ci ab télévision bu ñu demee dinañ wàccoox moom. Khalifa, donc ñu rafet njort très bonne initiative. oui la télévision. c'est une très bonne initiative. mais est-ce que ñëpp am nañu temps yow ci sa temps d'antenne. oui toog maire bi. comment parce que ñoom ñëpp ama ni maire par exemple maire Mbaa bi génn nii tey. est-ce que population ci sa temps d'antenne fi mu nekk ci à l'instant T. bon am na ci ñu nga xam ne amuñu temps xamuñu sax ni mu ngi ci télé. oui certainement pas mais yow par exemple ñi nga bokkal kër yëpp. xëy na à part bu dul couvre-feu bi du ñu teew mais jamono ji njort nañ ñëpp a ngi si biir kër gi am nañu saraanul télé xëy na yow bu fekkente ni yëmbal nga dëkk bu meeru yëmbal ñëwee di nga ko wax sa frère wala sa sœur wala keneen ak keneen noonu lay doxee démb de suñu maire fi nekkoon nangam la wax n'est-ce pas ñu rafet njort rek. xam nga maire moom ba munoo nekk maire ñu fal la maire ngay xool yow lan nga war a. on est d'accord on est bien d'accord maire bu ñu la ko falee. oui avant ñu lay fal maire yow ngay yow yaa xool jàngoro yi nekk ci sa gox ak goxaan tàllal sa loxo ne man damaa bëgg fal maire. très bien ngay faj jàngoro yi mais yow bu ñu la ngay xëccoo di rayante di dugg ci loobal bu ñu fal la maire nga ni da ngay seet jàngoro yi xanaa bala ngay gis jàngoro yi nga war a faj fekk sa
oui très bien comme pour l'instant jàngoro ji yitteel ñëpp mooy coronavirus eh bien te maire yaa ngi wax nañu ci coronavirus bi on espère que bu ñu jógee ci coronavirus bi on espère que bu ñu si jógee dinañ si tirer enseignement te rapport yi diggante maire yi ak administré yi dina soppeeku jërëjëf Diallo jërëjëf ñu lay gërëm di la sant ñu jël keneen ci 33 824 88 06 asalaamaaleykum allo télé bi télé baa ngi tàkk de wàññil ma télé bi rek bu ko defee nga gën ñu mën a dégg. wàññi naa ko bu baax a baax. voilà yaa ngi en direct noo tudd ak fooy wootee. maa ngi woote Touba. Touba tur wi. Baylaat Gueye. Baylaat Gueye ñu ngi laa ziar. alhamdulilah yaa ngi ci am xalifa. bismillah. yow rafetlu sa liggéey bu baax a baax macha allah am na solo. jërëjëf Gueye. surtout nag li ñuy gën a rafetlu mooy mbindu wolof yi macha allah ni ñu ko bindee jaar na yoon. jërëjëf Gueye loolu mooy dëgg. di rafetlu bu baax émission bi depuis bi corona bi kii ba léegi ñu ngi koy topp. di ko rafetlu bu baax a baax a baax. jërëjëf Gueye. defal lu seen liggéey baax waay. jërëjëf Gueye jërëjëf. di nuyu aussi professeur Sonké. moom it ñu ngi koy topp moom it. di nuyu ñëpp di ñaan suñu borom génne fii corona bi balaa yàgg dara. amiin ak Sëriñ Tuubaa. amiin Gueye jërëjëf. waaw man nag li may wax mooy problème mu job si bi ak wàllu transport. ndimbali. oui. wax dëgg yàlla man bëggoon naa ñu jox ko keneen ku dul job si quoi. ñu jox ko ñeneen ñi nga xam ne ñoo gën a féete suuf jàppale leen. beneen bi tamit wàllu marché pour indi ceeb bi. war nañ ci mën a jàppale ku ci mel ni ay Bokar Samba Dieye consul googu di jàpp. dafa war di jàpp Sénégal yi te bàyyi étranger yi muy jox marché yeeg yooyu. ok dégg nañu xalaat bi. jërëjëf Gueye Laat Gueye doon woote ci Touba gërëm di ko sant foog naa ni dara weesagul mbir yi day tàmbali donc je pense que ñi si war a jël ay dogal ñi ñu koy jëlal bu ñu si déggee seen i kàddu war a mën a jubanti li ñu si war a mën a joyanti asalaamaaleykum. allo. yaa ngi en direct allo oui bon. Professeur je pense que li am solo li ëpp solo surtout situation yi mel nii mooy njort. waaw bu rafet. njort gu rafet fileeg ñuy xam. parce que yii. ni ko waxee occasion la réew defaru xam nga crise la. jàngaro la loraange bu ñëw si la mais. li ñuy ñaan mooy buñ ci génn ni ñu ko waxee waxaat ko ñu defaru ci. defaru ci mooy kóolante bi am. affaire bi ñu teg ko ci yoon. ña ca war a jot ci ñëpp gis ci seen bopp. bu ko defee ñu xam ne xëy na buñ ci jógee beneen contrat social bu bees. boobu la ñu signé ñu ànd ci. parce que ak lu mën a am tamit donte ñu ngi ci situation de crise ni ko maire bi waxee sànq ku nekk boo jàppee ne yaa ngi taxaw sa bàmmeel doo jubanti doo def lu jubul. mais également ku fi def lu jubul it eh bien yoon a ngi si réew mi. buñ ci jógee yoon dina def ab liggéeyam ñu rafet njort rek xam ni dañu toll ci situation comme ni ko xale yi di waxee. bañ génne situation allo. salaamaaleykum. waaleykum salaam. sunu maam Khalifa. waaw maam wàññil maam bi. du ma ko wàññi kat. waaw kon léegi maam bi dañ ko cërale tur yi. tur yi ngay bañ a sàllal waaw. jekk na noo tudd fooy wootee. xam nga lu tax. waaw. potu Sambour ak potu Ndaa ñoo bokk ci bu leen liggéey waaye buñ ña may ma ndox danaa mboo andi maam Khalifa. dégguma bu baax. potu Sambour. potu Ndaa. potu Sambour ak potu Ndaa. waaw. pot la waaye dama ne buñ ña may ma ndox danaa mboo andi. walaay tigi dëgg la de. ala kulli looloo tax ma ne maam Khalifa. walaay dëgg la jërëjëf. waaw yàlla na nga jot sa mbooti turandoo. jërëjëf amin waaw boobu bëgg na jërëjëf jaar professeur moomu yàgg naa leen a si wër yéen ñëpp. jërëjëf waaw kii woote nag. allo. Serigne Diom Ndiaga. waaw Serigne Diom Ndiaga waaw. waaw maa ñëw di siyaar di bëgg a dugg ci. di wax ni mbir mii di feebar bii. di corona yàlla nañ ko fi yàlla jële ba mu jóge ci fépp ci àdduna. amiin. day ndaw loo xamante ni yàlla ko sàkk pour mu wëññinu. ndax danoo demoon bay màmm. ndax axulu loot lii moo waraloon seen wëlbati suuf seen kaw. tooñ ko ëpp rek
kon loolu tam nan ci moytu ko bu baax tey ndigali yàlla yi ñu taxaw ci ak santaane mi sa bàyyi tere yi moytu tere dund bi ñuy séddale nag bu ñëpp bëggee rek du neex a séddale oui ku dul yàlla mënoo séddale yàlla doo nga mën a ñëpp tolloole yàlla rek nga mën a séddale ñëpp tolloole waaye ku dul yàlla mënoo ko xam nga lu tax yàlla du séddale ay wërsëg yàlla leen dong lay séddale muy dee oui dee dama lay séddale ñëpp a tolloole kenn pëlewul ku dul yàlla nag boo séddale da ngay jox ñee duñu am dëgg la 14 millions wala 15 millions ñu ne 1 million lañ ciy tànn pour jox leen ndimbal li ma ni ñi ngay def dina il faut am ñu lu am il faut am ñu lu am ñu amul nag nañu muñ te xam ne loolu seen wërsëg seen yow rek nañu ñaan daal mucc ci feebar bi waaw loolu moo ëpp solo nan ñaan mucc ci feebar bi oui waaw et surtout ndëmbal jaaxle ci transport bi rek oui transport yi nga xamante ni si dañoo taxaw joxe ci sans ñu laaj ci dara lu may def leen ci gasoil bi ngeen bëgg ñu yóbbul ko fa loolu am marché wuru ci am nañ jël transport yi taxaw nañu walay doom Tamba Farañu mu ko sando ñu taxaw ñu camion yaa ngi nii bu ngeen bëgg ñu yóbbu leen ko fa du ngeen fay dara la tigi walay dëgg la bokk kon kay war nañ koo jox naan ay maxal ay kii karang ala kulli xaal tigi walay maxaa ngi ma gën a lul yedd ñu foog ko jox ko soldat ñu taxaw séddale ko mu dak ku am ku amul xam ne lii la yàlla dogal nag wasalaam waaw kay jërëjëf ñu lay gërëm di la sant kon professeur kooku mooy suñu téléspectateur bu mujj parce que waxtu wi dab nañu daanaka mais toujours di fàttali rek li ñu fi waxoon xam naa sànq suñu mbokk moomu dafa déggul bu baax li nga wax waaw déggul mais pratiquement amul lenn lu juyoo ak moom li nga xamante ni wax na ko parce que li si ëpp solo mooy ku nekk ca wàll wa nga féete nga def li nga war a def dëgg la ku nekkit ñi nga xam ne ñoom la ñu dénk ñu rafet njort ca nañu ko yore ba ñuy gis loo xamante ne ni méngoowul ak dëgg ok mandoo ngi tàmbulu foofu te penc moom mandu rek moom moo ko laal kon nag nañu mandu rafet njot ba keroog ba ñuy gis loo xam ne du loolu te priorité bi nekkagul ceeb ba ak diwlin ba donte am na solo waaye ñu fexe ba wàllante bi suñu biir ñu wàccoog matuwaay yi ba du law ba duñu soxla sax ndimbali ba duñu soxla ndimbali foofu mooy fajtal bu gën a am solo jërëjëf professeur di gërëm mboolem ñu àndaloon Mass Mboup Modou Diouf Damioul ak Bara Sow Cheikhou Gueye également di gërëm Cheikh Sall ci coordination bi di tey nag suñu coronanet spécial lay doon coronanet spécial ndax corona moom ni ñu koy waxee rek moo man lu ne ndax suñu bàyyi ba Charles Foster di comédien bu ràññeeku ràññee nañ ko bu baax a baax ci loolu muy wax association des maris battus eh bien mën nañu wax ni corona jubóole na ko ak l'amour parce que mu ngi incarné l'homme l'élu de ce cœur bi waaj a way léegi ci la nga xam ni moom mooy ci vidéo bi ñu def kon way waa ngoog jël leen seen yëfa ñu fanaan jàmm